يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. mbokk yi jàkkaarloo ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi. ñëwaat nañ tey jii ci jotaayu gëstu bi ngeen tàmm am ak kaddu diine ji di ko amee fii ci 2STV yi tey jii tam kaddu gi indi leen tomb bu am solo, tomb la bu am solo waaye invité leen tam gan gu am solo. gan gi mooy alhaaji Adama Mboup. alhaaji Adama Mboup homme d'affaires la mun naa bu fekkee mën naa ko tudde noonu. day yëngatu ci wàllu koom kon mun nga wax ne entrepreneur la en même temps waaye nit la tam koo xam ne ku bëgg diina la, ku ci mën a sonn ku ko mën a gëstu. moo tax ñu invité ko fii tey ngir waxtaan ak moom ci tomb boo xam ne tomb bu maîtriser la. alaaji Adama asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz Ahmed Dame. asalaamaaleykum ñu ngi ziar sëñ Mouhamed Lamine Dramé. di ziar téléspectateur yëpp. di sant yàlla mi nga xam ni ku am kàttan mën-mën ak xam-xam moom dong moo la ko may di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di doore émission ci bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. incha allah jërëjëf kii jàpp ci émission bi di ngeen ko xamee mooy sama jarbaat di seen xarit seen soppee alhaaji Mouhamed Lamine Dramé. alhaaji Mouhamed Lamine asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu imam ahlan wa sahlan. avant ñuy dugg ci waxtaan wi ñu jottali yóbbante yi nga xam ne jot nañ ko si jullit yi. ci àjjuma ji weesu. ci waxtaan wu rëy wi nga xam ne imam Aboubacar Faye def na ko fi. ñu bëree bëri gis ci seen bopp. te it njaboot yu bëree bëri jël nañ dogal ne lañ doon def ci seen waajur dinañ ko yokk. am na si ñu bëri ñoo xam ne dinañ dëpp. ci yoon wu dëng wa ñu nekkoon. pour rek ba ci léegi rek bi ñuy dugg ci saal bi. waaw dajale ñu benn xale bu góor boo xam ne. waaw loolu moom faaw ñu yeggee la ko. sant la ci bu baax a baax. di dalal sëñ Adama nag ci waxtaan wi bismillah. loolu am na solo alaaji Adama dafa am benn tomb boo xam ne fan yi dafa sonal Sénégalais yi li ma jublu ci sonal Sénégalais yi mooy ñépp a ciy wax fi mu rajo boo ubbi daanaka dégg ko télé boo seetaan balaa yàgg nga ñu wax ci waaye journée dañ ci wax mooy li ñuy tuddee avortement médicalisé mu nekk baat boo xam ne xëy na Sénégal yu bëri xamuñ lu muy tekki léegi ma bëggoon ñu waxtaan d'abord lan lañ jublu ci wax avortement médicalisé lu tax rek waxuñ avortement tout court mu ne avortement médicalisé. salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. kon li nga xam ni mooy principe bi. te li nga laajte am na solo. parce que mbir balaa nga ciy wax. toujours war nga gëstu lan mooy cosaan ba. nga dem seet ñoom lan moo doon seen programme. ak fañ ci toll. ak lan la leen jural ndax jig na leen. bu dee jig na leen nga ñëw transposer ko. mais Sénégal malheureusement dañuy dëkk boo xam ni des fois sax nga dem ku toog man maa gis ku toog ci plateau. débat ci avortement médicalisé. ba génn ma wax ak moom mu ne ma xaw ma ci woon dara dama doon wax rek ndax dañ maa woo. xam nga kon loolu c'est très grave donc malheureusement nag loolu mu wax moom moo am honnêteté wax ko. mais 95% ci ñi nga xam ni ñu ngi waxuma ñi ciy débattre rek. waaye ñi koy dox sax du ñu jël penu dugg ca internet léegi yëf yi yomb na boo ko mënul gëstu ci ay téere wala nga vivre ko ci expérience nga dellu rek ci internet bind avortement médicalisé bu dee nag ko honnête nga bindaale avortement médicalisé bind risque ndax ñit lu ñu lay indil nga bind risque boo bindee avortement médicalisé risque dinañ la génneel presque loo xam ni lu mat 100 pages ci risque yu bon yi ci ne nga xam ni du xaj sax ci sa sac bi waaye kon léegi pour ñëw ci question bi mooy donc bu doon tey da nga laajte loo xam ca cosaan la dañuy dellu ci sunuy aada waaye boo ne avortement médicalisé ku ne xam na ni terme bi ci boppam dañ koo importé
dañ ko importer te ñi nga xam ñoo ko njëkk a porter waa France mouvement français pour le planning familial. kon dafa am lu ko boole planning familial. waaw même programme bi la. ñoom ñëpp c'est le même programme parce que tey ñoom la ñuy wax ni moom la ñuy xeex des fois sax ñu bëgg ko naxe nit ñi. parce que ci biir message bi dafa am message boo xam ni du ànd ak honnêteté. man waxtaan naag benn professeur bu mag fi ba ñuy wax ci avortement médicalisé bi. interruption volontaire de grossesse mu ni mais loi bi ñoom li ñuy wax par exemple loi bi tey kii loru loi bi autorisé na ko bu ñu gisee ni yaay ji dafa nar a bàyyi foofu bakkanam mu ni kooku jarul débat loi bi autorisé na ko ba pare mais nee na loolu du interruption volontaire de grossesse loolu interruption involontaire de grossesse la. dëgg la dëgg la. maanaam ka nga xam ni dafa nar a loru. ba ñu koy avorter xam nga kooku dootul volontaire. kooku du coobareem. interruption involontaire de grossesse boobu loi bi autorisé na ko. da koo nag conditionné ba nga xam ni dafa am nu mu ko encadré. nga xam ni 3 médecins foog ñu attesté ko. bu ko 3 médecins attesté ni effectivement day loru du rek benn médecin boo xam da nga ñëw am foo loo wax ak moom. waaye 3 médecins bu weesoo loolu dañu war a transmettre rapport bi à un magistrat. magistrat bi validé ko. ñu soog a avorter nee na kon kay loolu jarul yëngu. waaye ñoom tey la ñuy yëngu mooy pour mu doon avortement interruption volontaire. maanaam yow léegi li ñuy wax ñoom ci seen mouvement planning boobu. mooy jigéen léegi moom yaramam. lu ko neex mën na ko cee def. dafa war a am le libre droit de disposer de son corps comme elle l'entend. maanaam du jëkkër moo ko war a wax li mu war a def. du kilifa moo ko war a wax du nguur. moom moo ko war a seet lu mu ko neex. donc tey jii mooy début bi dañ doon wax ñoom dañ daan avortement. foofu ca Europe. mais ba ñu gisee ni opinion bi daf leen a choqué. dinañ ko gis fi Maurice Kaye mi nga xam ne ci ñi ko daan manigancé la te mu mujj vraiment. réccu ko bind ci ay kii nee na avortement boobu ba ñu population woone hostilité ñu ni nañ ko def interruption volontaire de grossesse ndax moo gën a mooy kàddu bu gën a mën a jàll même ci seen communication dañuy seet bu population bi rejeté dara ñu indil la ko ci beneen façon nga foog ni lii leneen la fekk booba lañ la indil dañ ko jaarale woon ci bunt bi mënul dugg ñu ñëw ba ko jaarale ci fenêtre bi rafetal la ko comme ni nga daan def rek ak gune yi ba ñuy ne xale da ngay xale boo xam ni nivaquine day wex ci moom boo ko bëggee lekk loo jëlloo du possible day bañ day tëdd ci naaj bi waaye da ngay jël defal ko ci ñooxitu mburu fexe ba mu jàllale ko donc ñun tey noonu la ñuy def dañuy naan Sénégal de loolu dafa am doole diine dafa am doole kon lii ñun nañu koy présenté fii bu ñu demee nañ leen ko présenté noo xam daanaka boo ko dégloo sax sa yaram da ngay say rongoñ day génn bu ko defee ñu mën ko jàllale waaye nañ leen nëbb li nga xam mooy vérité bi waaye loi moom buñ ko xësee ba voté nag fa ngay xam vérité bi réccu lu tax nga voté woon ko lu tax fu ñu nekkoon bay seetaan c'est parce que dañ la waxul woon dëgg gi waaye nag comme ni ñu wax léegi loolu dafa jeex parce que Cheikh Anta Diop ni na problème mu idéologie yi occidentale yi mooy léegi dañu am en face de ñoom ay intelligence égale sortie des mêmes écoles te ñaari intelligence bu dajee dëgg mooy triompher ñoom problème boobu lañ am moo tax léegi lu ñuy indi rek ba débat bëri mu ñu am barrière parce que balaa ñooy jóg fekk na ñun ñu xam fa ñu jëm ak fa ñu baatu médicalisé bi moom rafetal la ko ci dugal waaye li leen yitteel mooy pour yàq ëmb rek ak may jigéen ñi seen liberté ba ku mu neex avorter waaw ndax loolu lañ def France yàq sa ëmb daal waaw moom mooy problème bi mooy problème comme baatu yàq ëmb dafay heurter conscience nit ñu bëri même ñu dul jullit léegi ñu solal ko beneen mbubb bu rafet bu nuru lu rafet mooy avortement médicalisé parce que baatu médicalisé buñ ko dugalee ci baat bi day rafet dëgg la parce que tey jii bu ñu xoolal stratégie ba ñu def France ba nax leen waaw lañu def mooy France aussi ñoom dañu amoon héritage judéo-chrétien maanaam ñu ngoyoon ci seen diine lañ am na yoo xam dañu am résistance comme ñun ni ñu amee résistance ci yenn sujets yi ndax suñu diine léegi bañ ñëwee njëkk ko faa dugal général de Gaulle da koo rejeté catégoriquement ni lii du fi jàll parce que ñun suñu lii dëppoowul ak suñu diine waaye ba mu ko rejeté parce que mouvement français pour le planning familial ñu ngi ko créé ca 1956 waaye ca 60 la ñu boobu maternité heureuse dañ ko tuddee woon gi nga seen tur yooyu waaye 60 ci la ñu def mouvement français pour le planning familial gars yi rejeté leen
waaye gis nga pour wax la ni dañ la naan médicalisé ak non kii c'est en cas bu dee dañu ëmbal dañ la ëmbal dañ la inceste la xoolal wax ju ñaaw jooju sa bàyyi la ëmbal wala yu mel noonu yooyu yëpp pour yàq valeur yi pour sax doom bu mu fonkati bàyyi yooyu yëpp ci seen programme la ñoom benn problème rek mën nañ ci régler waale lu bëri comme nañ koy indi waaye xoolal ni ñu mujjee ak ñoom ca France dañ pour ñoom rek la c'est-à-dire da ngay ñëw ba mu wóor ni kii ñu enquête ndax dañ la ëmbal ak la ëmbal ndax sa ndijaay la wala sa lii la soog la ko nangul ba ñu voté loi bi bañ ko voté ba pare ñu wëbbati ko waat voté loi boo xam ni léegi sax pour respect anonymat nit ki intimité am waratoo koo laaj yow lu tax nga ñëw di avorter parce que loolu tamit da ngay violer droit am ku ñëw nii dafay bëgg a avorter da nga ko war a avorter directement amul di ko laaj lu tax léegi assistante sociale ba nga xam moo la daan recevoir di la laaj léegi dañ ko ni amatoo en cas d'interruption de volonté de grossesse avortement amatoo droit di laajte léegi nag mouvement français pour le planning familial boobu la ñuy wax ñan ñoo ko sos parce que yëf yi dafa am sa benn débat ma dégg nga wax ci lu am solo ñuy wax protocole de Maputo nga ni leen fa lañ ko yekke waaye fan lañ ko toggee parce que yëf yi aussi seetal fañ ko toggee ak lan lañ ci ñambaas balaa ñu lay jox dara seetal lan ak lan la composé dëgg la nga seet librement bu dee neex na la nga lekk bu la neexul do nga bàyyi c'est ça donc nag wax ji mooy mouvement France pour le planning familial ba ñu résister parce que ñoom aussi dafa amoon loi boo xam 1920 la woon ca France da daan tere avortement tere sa planning familial ba ku daan planning familial ca France da ngay daw ba Angleterre dem planning fa wala nga jënd fa ci fraude ay garab ñëw donc nag ba ñu tëbee ñoom ni loolu dañ bëgg mu dañ ñu xeex mënul jàll opinion bi bañ dañu jaar ci benn député foofu bu ñuy wax Neuwirth 1967 député bi ñoom xamoon nañu xaritu général de Gaulle la député boobu mooy bind may liir muy nettali fa mu jaar plan ba mu lal nee na benn bis moom fa mu dëkkoon ak général de Gaulle soriwul nee na mu woo général moom jeune la woon mais su général ba ko mu woo ko ni ko général loo de benn samedi après midi la sax nee na général ni ko man defuma dara mu ni ko est-ce que mën naa jaar mu ni ko ñëw nee na tànk sax laa doxee dem ci général fekk man la ma yóbbu woon mooy fexe gën koo baab ba mu nangu loolu ñuy wax planning familial mu waxee waaye yéen seen yëngu yooyu ngeen seen caaxaan yooyu kii mu commencé di baab général ba général mu convaincre général de Gaulle ba mu ko convaincre général ni ko kon grawul man dinaa ko appuyer jox ko assemblée moo voté ko seen assemblée it am suñu assemblée yi la rek li Tafsir Moussa Gassama naan bu ñu néewoon président day dugali assemblée loi boo xam ni kër gu ne dañ fay rey benn jit ku ne day rey sa benn doom ne man dinaa dem sama kër tànn kan laay rey ci sama doom yi ndax député yi jéemuñoo comprendre jéemuñoo gëstu ñoom daal président ko joxe instruction wala ca kaw la jóge day ñëw rek ñi ci ëpp ci ñoom donc loolu aussi war na changer député dañ fi ñëw pour lu ñu leen indil nañ ñëw ci population ñi koy gëstu ku mel ni yow yaa ngi koy gëstu depuis des années ku mel ni Mame Matar Gueye ñu bëri ñu laaj leen ci aussi ñoom lan mooy seen argument ku ne ñu laaj la sa argumentaire après ñoo ñu atte waaye gi nga bañ paree ba planning familial dugg léegi ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon muy mouvement boobu ki ko jiite woon mooy docteur Pierre Simon Pierre Simon ñu ngi siiwoon ci temps yi tax dañu feete seen 50 ans ci 2006 bañ koy feete am ndam yu bëri di ko célébrer nag di ko wone def seen bilan ni ñun kat 1956 lañ sosu réglé nañ fi lii waaye ñu ni ka jiite woon nag suñu mouvement ba ñuy sosu ka créé woon docteur Pierre Simon la temps yooyu moo doon jiitu franc-maçon yi ca France waaye tamit ka toppoon ci moom mooy Simone If Simone If moom moo bindoon ci jamono yi demain la société bisexualisée maanaam su ëllëg dafa war a doon àddina boo xam ni góor dee doon góor doon jigéen doon góor doon kii ba pare nag sexualité tasaaroo daf ñu war a bàyyi mu tasaaroo donc loolu tey ji ñoom ñoo malheureusement dem ba commencé jege nguur gi ndax Giscard d'Estaing ba mu falu ci 74 ñoom ñoo def lobbying ba fexe ba ñu fal Simone Veil ministre de la santé te boobu journaliste la xamul dara ci santé waaye nag pour gërëm leen ba mu faloo mu jël leen def leen ci cabinet ñu fees fa del léegi ñooy buur di bummi ci la ñu ñefe nag ba ni Simone Veil da ngay voté avortement médicalisé bii avortement médicalisé bi ci Simone Veil lañ jaar ñu voté ko bañ ko voté foofu ci biir lobby yi tey jii am na plus de 50 associations yoo xam ni collectif lañ def pour ni 30 ans ça suffit lañ tudd maanaam donc ko créé ba avortement médicalisé amee fanweeri at ñu ni fanweeri at doy na ndax liñ ci gis ci musiba vraiment
doy na sëkk. donc ñu gis approche boobu tey ñoom daanaka stratégie boobu lañ jël. ñëw nañu ci population bi jàllul waaye gis nga ñu ngi koy jéem a jàllale stratégie ba ñu defoon France ci ay député di ko jéem a jàllale ci ay médias yoo xam ni dañ leen di jéem a def de leur côté. donc loolu aussi gis nañ ni. d'accord dinaa ñëw léegi dinaa ñëw léegi ci objectif yi te mooy seen jubluwaay ci def avortement médicalisé. mais damay laaj Mouhamed Lamine Dramé li mu jot a déggagum ndax man dafa mel ni alaaji Adama boobu dafa wane ne baat bi du suñu baat c'est-à-dire ñun doo ay altoppe rek lañ ci ab liggéey la boo xam ne dañ ko sumbe feneen étudier ko fa ba mu ñor ñu la mu laaj ci information ñu am ko ba pare nag ñëw sant ñu ñun ñu jàllale ko suñu réew te gëmm suñu bët jàllale ko. waaw léegi mu wane ne baat bi avortement la rek avortement du dara lu dul yàq ëmb moom la léegi nag il fallait pour nit ñi même en France parce que France tam ay nitu diina lañu woon. d'ailleurs église yi ba léegi sax d'accord ci avortement. d'accord ci ba léegi. pour wane ne ñoom naka yekk nañu mës a am problème ci ay avortement. dañu am problème ak nitu diini yi mais dañoo am problème ak nit ñi tout court nit ñu baax ñi ñu am xel. léegi nag loolu dafa mel ni moom lañu bëgg indi fii Sénégal appliqué ko fii léegi noo dégg wax boobu. waaw ni ma déggee wax ji imam mooy Adama leeral nañu ko xam nañ ne ñun ñëpp affaire avortement médicalisé ak planning familial ñun moomuñu ko. bitim réew la jógee du suñu aada du suñu diine mais ñeneen léegi nag loolu mooy suñu problème ñun ñaare lépp loo xam ne France def na ko rek danañ ko def. ni France di gisee noonu la ñuy gisee. lépp luñ fa doxal bu ñu yeboo xaar dinañ ñëw fii Sénégal doxal ko fi. wala boog dinañ ko jéem. léegi waaye man dama jàpp ne rek fi mu toll yëf yi xeex rek la laaj. parce que tamit boo xoolee ñoom effort bi ñu def fu nekk ñu jaar fa ba convaincre général de Gaulle loolu ay effort la. finalement ba ñuy dem ba nga xam ne dugg nañ yor ministre de la santé loolu yëpp du seen doole. ay nit ñu mën a xeex lañ. et puis nit ñu mën a muñ lañ. liñ bëgg xam nañ ko saa su nekk xam nañ ban. lim laaj ci temps dinañ ko jël lim laaj ci temps dinañ ko jël dinañ planifier dinañ muñ. bu ñu demee ba jox la benn baat boo ko ragalee ñu jox la beneen baat te fekk lenn li lenn la. léeg-léeg ñu jox la kaani sax ne la du kaani da nga ko gis mu xonq rek waaye lem la. fexe ba rafetal la ko ba nga gëm ko. donc yooyu est-ce que tey nit ñi dëkk ci réew mi. am aada réew mi. xam réew mi ni mu mel. ci diine bu dul diine yëpp sax église bi bañ ko ba tëdd ci suuf diine l'islam bañ ko ba tëdd ci suuf kilifa diine yi bañ ko ba tëdd ci suuf même ñeneen ñi dañ koo bañ ba tëdd ci suuf te ñun suñu aada ak suñu diine li koy dooleel li koy dimbale mooy jur doom yu bari imam loolu ku nekk xam na ne Sénégal diine ji tey fi mu yegg surtout ci yenn famille njur mu bari ci la bokk dañuy jur lu bari famille bu nekk ñu am fa goro jur fa loolu bu ñu màggee ñu ngi naan doom yi nañ mokkal alxuraan da nga fiy dégg benn famille boo xam ne ñu ne la kilifa diine gi am na juróom-benn fukki doom wala juróom-ñaar fukki doom wala juróom-ñett fukki doom ñoom ñëpp mokkal nañ alxuraanul karim donc ñun affaire bi du suñu aada du suñu diine léegi li Adama wax ku ko dégg xam ne ñii dañu am planning bu leer mu jaral leen est-ce que sénégalais yi nag ñoom temps bi ñu leen di def pour planifier ñoom dinañ ko def pour contrecarrer affaire bi wala duñ ko def wala dañuy soow tey suba ñu bàyyi wala tey Adama Mboup mooy jóg di wax kilifa dina yi toog di ko seetaan wala tey beneen imam Makhtar mooy toog église bi toog di ko seetaan déedéet affaire bi problème mu réew la te ragal naa bu ñu demee ba ci biir dinañ ci gis yoo xam ne dina tax ñun ñëpp ñu jógandoo incha allah li nga wax am na solo donc loolu laa ci bàyyi am na solo Alaaji Adama donc li fi des mooy ñu xam objectif yi nga xam ne moo leen poussé ci ñu bëgg ñu mel ni ñoom li nga wax sax dëgg la c'est-à-dire Sénégal moom ñun dañuy consommer rek mais consommation boobu léeg-léeg complexe mooy tax waaye li ci ëpp dañu koy sas c'est-à-dire mbirum avortement médicalisé daanaka amuñ ci sañ bañ xanaa ni Sénégalais yi ci seen bopp bañ ko mais suñu décideurs yi moom dañ leen ko sas loolu tam foog ñu xam ko suñ ko xamul duñu aca bismillah léegi mooy objectif bi comme ni ma wax man du ma réagir ci dara te dew ma xool ñoom lan lañ ci wax luy seen objectif donc la ngay wax da nga koy teg ci loo xam ñoom ñoo ko wax tey jii ba ma demee fekk 2006 ñuy def seen bilan
di wane seen ndam yi ñu am naan jot nañu def fi planning familial ba réussir na, def nañ avortement médicalisé ba réussir na, def nañu parité ba réussir na, loolu ci seen programme la, def nañu homosexualité ba mariage homosexuel réussir na fa. léegi nag ñu ni pouvoiru jëkkër ak pouvoiru papa tamit fexe nañ ba deñ na fii ci France. léegi suñu prochain objectif ñoom ñooy wax de ci seen livre boobu mouvement France pour le planning familial nga xam seen programme yooyu textus ngay gis mu ñëw fii. ndax tey jii dama seetaan dama gis ñu ni seen prochain objectif mooy la fin de l'ordre moral sur terre maanaam diine na jóge ci kaw suuf. loolu ñoo ko bind. donc loolu mooy objectif bi da di nag dañ koy wutal ay pion parce que boo demee tey ni diine na jóge ci sa kaw ñi ñu jóg ci sa kaw. waaye c'est-à-dire dañuy teg ay dañ lay teg ci yoon woo xam ne yoon woo xam ni boo ko wàccu da ngay dem ba bàyyi diine da bàyyi diine parce que plan benn pion bu ñu la tegal rek dina màbbal ay ponk diine ñoom xam nañ loolu pion bu ñu la tegal par exemple tey bu ñuy seet pouvoir du père wax nañ dëgg tey jii ñoom ñu ngi koy wax ci seen discours da ngeen koo déggul waaye li tax ñuy dem ci rajo yëpp naan di papa bu yakkataan doomam mooy bu yàggee doom yi dootuñu wóolu seen papa dootuñu leen naw. dëgg la discours boobu moom déjà jàll na. bu ko defee tey jii man damay toog ak sama doom ci biir salle bi ñu naan papa bu yakkataan doomam. xam nga kooku ci saa si dafa lay mujj ragal. da lay ragal ba pare kilifteef ba mu la joxoon dootu la ko jox. am na lu muy jàpp ni mu ngi ci yow. ku la ragal kay def kilifa voilà léegi loolu moom déjà ba rafetatul njort ci yow. ne paa bii ñu wax ci télé bi. ne dafa yekkataan doom est-ce que sama paa bi du bokkul ak moom exactement donc tey jii ñoom donc déjà ñoom ñu ngi réussir fi mu ne dañoo foog ni loi bi feek voté wuñ ko rek réussir mais seen débat yi sax ñu ngi ciy réussir message yoo xam ni mu ngi am waaye tey it ci wàllu pouvoir du père boobu ba léegi mooy ñoom bu dee dëggu nañ ñoom nañu ni par exemple doo leen dégg mukk pour wax leen ñoom objectif màbbal diine ak tasaare mbon rek doo leen ni mukk nañu teg daan baay ja nañ ko rey nañ ko tëj ba mu dee déedéet ñoom dañu koy wax rek jàll parce que baay ji intéressé wu leen waaw alors que tey bu doon discours bu dëggu dañ naan tey nañ ko teg peine de mort bi ñuy bañ a dégg doo leen dégg ba ñu tudd ko parce que c'est les mêmes lobby yooyu ñooy promouvoir duñu wax sax tëj papa ji alors que tey am na lu ko doon réglé li oustaz Alioune Sall di wax ni na tey bu ñu tegoon ka def lu bon a bon lu mel noonu ñu def ko ñu médiatiser ko ni bis sàngam lañ koy rey peine de mort papa ja ko def dem nañuy médiatiser lamb yu mag ya ñu ni waaje ko war a rey mu ngi wàcce 4-4 dajale Sénégal yëpp ci stade ba filmer ko chaîne yëpp di ko filmer yor na jaasi waa ji tëral nañ ko ñu rey fa ngay jaaree beneen papa dootu ko ñemee def waaye tey it ñoom bëgguñu nga laal peine de mort est-ce que sax papa yi yàkkataan seen doom yi est-ce que loolu épidémie la Sénégal non justement est-ce que sax coow li ëppul jëf looloo wone nag ni ñoom dañuy joxe point yu sensible yoo xam du sax suñu réalité parce que tey jii maa ngi yow ak oustaz Lamine ñii ñëpp ak population bi ñuy déglu ku ci ne laaj ko moom ban papa la ma sa xam mu yàkkataan doomam ku ci ne man de mënumaa cité man de dund naa léegi ba am presque 50 ans mënumaa cité man sama bopp ci sama relation sama entourage wala samay mbokk benn papa boo xam ni yegg na ci doom te ma xam ko man mii donc wala benn fukkaat yu teg waaw man tam musuma xaw ma benn waajur bu yàq daal donc du fi réalité man ci télé bi rek laa koy dégg ñoom ci ñoom nga koy déggee sax ngay wax waaw ci ñoom laa koy donc da ngay wax ni du ñu ni amul waaye dafa raar ba nga xam ni du loo xam ni jar na di def propagande bi c'est-à-dire li ne ci objectif ya ne ci ginnaaw mooy la fin de l'ordre moral mooy li ma leen wax mooy tamit tey ñu ngi koy réussir mooy pouvoir du mari maanaam kàddu jëkkër na randu autorité parentale soo gisee kii bi ñu ko jox importance bi ñu ko jox xam nga xam ne am na lu nekk ci gën a am kenn ci ñoom mu ngi def débat waaw keroog ci benn chaîne kenn ci féministe yooyu di ko promouvoir waaye li mu wax dafa leer mu ne ñun loi bi léegi daf ñu may sañ-sañ mën nga dem def planning sa jëkkër yilifatu la yaa moom sa yaram xam nga kon pouvoir du mari boobu moom réussir nañ tamit dañ na mu dañe France ñu ngi fexe ba mu dañe fii noonu waaye fin de l'ordre moral maanaam diine tamit na dañ ci kaw suuf ñu ngi koy réussir parce que niñ koy réussir mooy tey li ñuy jéem mooy nit ñi nañ démystifier kilifa diine yi tey jii da ngay seet ci seen programme mooy ci wàllu parité bi xam nga parité ba ñu toogee ñu voté ko rafetal ko ba ñu ni waa pour jigéen ñi seen ak waaye c'est la première fois
ma dégg jigéen ba ñu taxawee ba mu voté ko ba pare ba li Touba defee liste Cheikh Sidi Mokhtar def liste ni moom liste bi ay góor ñoo ci ne du ko def parité waaye c'est la première fois ci histoire Sénégal ma gis jigéen dem ca micro chaîne yëpp tim ko mu ni d'accord ma ak li xalif bi def xam nga kon léegi kilifa diine yi ñu ngi leen di mën a teg kàddu di opposer seen ndigal loolu tamit seen plan la pour bu kilifa diine yi buñ fañ leen teg waaye tamit fin de l'ordre moral ñoom ñu ngi koy jaarale ci par exemple am na ci kenn ci ñoom boo xam ne fu mu dem xam nga lu muy wax mooy code de la famille yéen da ngeen ba ngeen waroon a jóg yéen ñiy wax ci code de la famille ngeen waroon a jóg bañ ko fi voté sëriñ diwo ngi sëriñ diwo ngi fi defuñu dara ba ñu voté ko yéen sëriñ yooyu ngeen war a mere xam nga ñoom ñu ngi fexe population bi nañ mere sëriñ yi nañ xeeb kilifa diine yi loolu yëpp ci seen discours la ci débat bi moo tax gi nga fi mu ne débat bi ñun dañu war a am fulla na dakk sax na dakk parce que lu ñu moomuñu ko da ngay groupuscule bu ndaw une majorité li kii naan seen journaliste français ba une minorité agissante maanaam groupe boo xam matuñu fukk mais dañ leen financé ñu yor média yi ba da ngay foog ni ñoom ñooy waxal ñëpp fekk waxaluñu kenn waaw ñoom nag la ñu financé lobby yi leen financé ñooy xeex diine bu ko defee tey ji ñu ngi dugal discours boo xam ay débat yoo xam ni day xeex direct suñu diine parce que liñ naan ñoom nañu réussir dafa am ku woo professeur Malick Ndiaye te kooku du jullit mu woo ko ni ko def leen attention parce que système ba ñu jaar ci homosexualité yi yëpp ak avortement médical ba réussir déchristianisation France moom fi mu ne moom la ñu indi pour réussir désislamisation Sénégal moom na diine jógee fii ci Sénégal parce que tamit comme ni nga ko waxee France dem na bañ naan c'est la fille aînée de l'église ca jamono yooyu ndax ñoom li ñu ngoye woon seen diine waaye yii lañ lay indil di la ko argumentel ba nga mujj yow sa diine dootu la jaral dara ndax comme ponk boo ci jël rek dina màbbal lu bari ci sa diine programme la donc loolu kon lu am solo la loolu objectif bu leer la mooy ñoom dañu am projet de société boo xam ne dañu ko bëgg a imposer adduna bi exactement projet de société boobu nag dafay safaanoo ak am diine ndax projet de société la boo xam ne mi ngi gën a basé wu uniquement ci bànneex liberté sexuelle bànneex boo bànneex rek mooy njaay àll daal nga xam ne nit ki du logique am moo koy guidé ti mais désir am moo koy guidé loolu projet de société la moom ñu bëgg ko imposer na adduna bi mu jaarale leen lu nekk nag mu jaarale leen lu nekk di imposer ay état ñuy signé ay convention parce que mooy li ma doon wax léegi bala maa jox Mouhamed Lamine Dramé mooy ñun suñu réew yi ñun daal amuñ chance daal amuñ chance ndax dañu yàlla dañuy natt ay kilifa yoo xam ne duñu responsable ndax kilifa goo xam ne dafa dem représenter am réewam ci mbedd ndaje moo xam ne adduna bi yëpp fa teew ñu war faa tënkee loo xam ne ñëpp lay concerné adduna bi yow nga dem fa rek lu ñu wax nga d'accord lu ñu la signé loo nga signé ko loolu lu garaaw la te loolu la Sénégal def parce que en réalité problème yi yëpp ñu ngi ko officialisé bu fekkee yéene bi jiitu na ko itam ñu ngi ko officialisé depuis 1974 ci Caire te Sénégal teewoon na fa te réew jullit yu bëri dañu defar réserve moom deful benn réserve donc loolu convention yi mu ñu topp ba léegi parce que il faut ci niveau national nga adapté ko ak la nga signé alors léegi nag ñu jël ay ONG que financé leen ñu taxaw état bi loolu mooy problème léegi da xam naa dañ ci ñëw ci kanam ci stratégie Sénégal ci boobu danañ ci ñëw mais loolu dama ko wax pour que bala ñu ci egg ñu xam ne effectivement mbir mi léeg-léeg ñu defee ne lu yomb la fekk yomb am na sax beneen objectif boo xam ni tamit dinañ ko lim bu sëñ la Dramé pare waaw bismillah waaw man c'est-à-dire imam li ma tiital ci mbiru Adama li mu wax dama dégg mu wax ne ñi sos mbir yi kooku moo jiite woon kenn ci ñoom moo jiite woon franc-maçon yi ci France dëgg la léegi loolu lu jar a taxaw la dëgg la kon léegi planification familiale mbiru franc-maçon am na ci doole kenn mënu ko cee génne te ñoom nag lépp lu ñu dugal seen loxo daanaka xeex ko dootul yomb ku amul ngëm gu dëgër dootoo ko xeex parce que ñu bëri sax dañ leen ñeme ba duñ leen ñemee dañ leen ragal ba duñ leen ñemee tudd kon yëf yi du lu tuuti beneen bi mooy même groupe bi dañu bokk ci li ñu gëm mooy wàllu ngóor jigéen kon beneen affaire a ngi noonu waaw léegi beneen bi xeex pour lépp luy jikko jóg ci kaw suuf si mais kon ñii seen liggéey lu garaaw la kon ñii seen liggéey du lu tuuti te jàpp naa ne xeex leen wala jaamaarloog ñoom nekkul lu yomb te ñoom yàkkamti wuñu
xeex ak franc-maçon yombul métti gu métti ak risques yi ci nekk moo tax ñu bëri duñ ko porter boobu benn la beneen bi aussi tey boo xoolee suñu réew mi kon ñoom ñu ngi avancé parce que boo xoolee tey wax dëgg yàlla seen débat yi ñu ngi ciy nax di ci dugal ay jigéen waaye affaire franc-maçonnerie affaire ngóor jigéen aussi moom it mu ngi dem mu ngi dox ci suuf di dugg ci niveau yoo xam ne mais di ko def ci façon bi gën a yées ci defin mooy tànn bés yi gën a sell ci jullit ñi semaine bi yonti yàlla Muhammad juddu ñu ko ciy def ñu jàpp leen ñu ne déet ñu libéré waat leen dégg nga te coow jubul loolu mooy wane ne yëf yi ku jàpp ne dafa tuutiwul man li ma ci métti sax man mën nañ ko def ci beneen bés bu leen neexee mais bàyyi ba gàmm nga xam ne xol yëpp ngi aju ci yonente bi imam daam dugg ci def ko rek moom bul jàppati beneen bis buy parce que bis bi leen gën a comme ñoom diine moo leen di xeex diine moo nanguwul li ñuy def vraiment suñu koy def fa mu gën a agressé diine lañ ko war a defee. waaw mais nag mooy logique mais nag man sama daf maa métti te aussi dama ne du hasard ñu tànn ba gàmm dañ koo tànn lu ñu planifié la tànn ko donc yëf yi waaw yëf yi jàpp naa ne daal lu yéeme la te it xeex bu rëy la laaj dëgg la du def débat bàyyi nii liggéey la boo xam ne liggéeyu réew la ku nekk da nga ci war a jël sa taxawaay nga def ko dëgg waaw nga ne ban objectif beneen objectif parce que li ñuy wax foofu xam nga nit aussi dafa am déclaration yoo xam ni nit waru ko sànni ci ngelaw noonu da nga koy gëstu ba am fu wóor foo ko teg mooy li tax lié mouvement man ba may def recherche avortement médicalisé ci laa tombé effectivement ci ay révélation yoo xam ni ñoom ku mel ni Maurice Kaye mu ngi nii révélation baa ngi nii ku mu neex dem ci nga bind Maurice Kaye CAI2LET Maurice Kaye ci boppam ci mouvement ci lobby nee na man ci lobby franc-maçon ba nga xam ñoo nekkoon France di ñefe pour avortement médicalisé am ci laa bokkoon te li ñu bëggoon rek mooy li ma wax na mu bon tasaaroo ci kaw suuf liberté sexuelle baat bi ñese la ñese di ñese voilà di ñese waaw ni ngeen koy rappeler toujours du ñefe waaye ñese la waaye tey dem na ba nga xam boo nee ñese sax public bi du ñu xam loo wax waaye kooku tamit Maurice Kaye bind na ci moom dafa mujj tuub mu ni maa ngi jéggalu man ci lobby maçonnique bi nga xam ni parce que man médecin laa woon gynécologue laa woon te comme ci seen lobby laa bokkoon dañ ma tegoon premier rang ci combat ba pour fexe ba avortement médicalisé tasaare fa waaye nag nee na dama tuubal maa ngi tuubal sama borom tey di tuubal nit ñi ci dégâts yi ñu def parce que dañu nax nit ñi lépp loo xam ni chiffre 10 000 la woon ñun fexe nañ ba gonfler ko nax nit ñi ni leen lii 200 000 avortements moo fi am ay bu dee par exemple 100 personnes ñoo ci faatu nga ni 10 000 personnes ñu ngi ciy faatu donc di wax yooyu waaw ñu wax Sénégal bay tudd ay 51 000 avortements loolu tamit tey seen thème yooyu gis nga loolu nga dégg ci rajo bi am na ku ñëw Bernard Nathanson foofu ca États-Unis pour wax la ci objectif yi moom ni na man ci lobby ba ko doon défendre la kooku moom médecin la du woon franc-maçon waaye ne la tax ma doon ko défendre mooy dañu bëggoon avortement ñu légaliser buñ ko légaliser ñun ñu daw ñun ubbi ñun suñuy clinique nee na niñ ko ban système lañ def ba ñu légaliser ko foofu mooy dañ leen dañu dugg ci média yi dem ni leen defal leen ay faux sondage wan leen ni 1 million d'avortement mooy am par an fii ci Amérique nee na loolu yëpp ay naxe la woon pour ñun ñi tiit boo Bernard Nathanson moo koy wax def te docteur la ci Amérique mu ni ñu nombre femmes yi nga xam ne ñooy gaañu ci avortement clandestin yooyu nee na boobu ci Amérique sur 300 millions de personnes 200 ba 250 personnes ñaar téeméer ñoo ci daan gaañu waaw léegi boo ko rapporté kon ñun ci sunu 14 millions kon du mat 10 sax ñun dañoo répété stratégie bi lañu répété waaye ni na 250 personnes ñoo daan faatu ca avortement clandestin ca Amérique waaye ñun pour nax médias yi tiital conscience yi ñu ni 10 000 personnes moo koy wax de Bernard Nathanson loolu la ñu wax loolu yëpp ñun xamoon nañ ni ay kàcc la mooy wax ji gi nga études yi ñu wax tey ci rajo bi yooyu yëpp dañ la naan ay institut Goethe léegi loolu ay kàcc la stratégie la bu ñu leen jàngal stratégie la wax leen ne leen bu ngeen bëggee mu message bi jàll da ngeen di gonfler dégâts yi da ngeen ne dégâts yi bii la toll exactement loolu ñoom parce que man léegi rek bi ñu ñëw maa ngi naan Dramé 50 000 avortements ci Sénégal du dëgg Bernard Nathanson ni na même système ba pare docteur Maurice Kaye tamit ni na même système lañ def ca France ñoom ñëpp ni nañu man ci lobby bi laa bokkoon ñu ngi koy tuub waaye
même système bi dañuy gonfler chiffres yi bu dee pare dinaa la xoolal 200 personnes yuy faatu ci Amérique ñu yóbbu ko ba 10 000 xam nga loolu 200 ba 10 000 nee na ba ñu ko paree nee na tey ji résultat bi alhamdulilah mooy ubbi nañ ñun ñëpp suñu clinique gu avortement médicalisé ba ñu ko ubbee tey ji malade yaa ngi fay fekk nee na man première année bi rek bañ ko légaliser pour wane rek moom lu tax mu duggoon ci ubbi naa sama clinique boo xam ne 10 salles moo ci ne ci koo xam ne jàppaloon ci dara 5 docteur la woon nee na 35 docteurs laa mujj embauché ci première année bi 85 infirmières clinique boo xam 7 jours sur 7 day liggéey 8 heures ba minuit ñuy avortement bu ne nga jël ci même bu dee $200-300 $200,000 tey jii ñoom lobby yooyu nag nga xam ne ñoo ko fa réussir ba doon multimilliardaire ci clinique kii parce que avortement médicalisé buñ ko légalisé comme ni mu wax maanaam bu doon benn tey fukk la day dem 150 ñoom ci Amérique dafa jaar ci 100% dem 1500% boo xasee ba légalisé te loolu hôpitaux yi duñ ko mën a dëkku dañu mujj ni clinique yi kon toppatoo leen ko clinique yooyu nag fekk na ña financé campagne bi da leen jaral dem ca média yi ndax moom ni na ko nous avons fait pression sur la législature maanaam dañ def pression ca ñene assemblée waaye dañu piégé média yi waaye tamit dañ dépensé xaalis bu bëri ci communication dañu jaral dem ci média yi fay leen am ay médias yoo xam chaque jour dañuy invité am ay journalistes koy layal leen jël en charge voilà nga xam da ngay gis tey ji médias yu bëri fii dañ leen di wutal vraiment plateau tout le temps ñuy wax loolu ni na ñoom ñun stratégie boobu lañ def waaye mujj nañu jural alal bu dul jeex ndax tey jii gis nga résultat yi moom mujj na doon patron bu mag ci clinique waaye moom tey lu ko ci génne waaw dañ ñëw ci loolu dañ ñëw ci ñi ci nekkoon ba génn ci mais bala ngay ñu ñëw ci objectif boobu kon Mouhamed Lamine li Alaaji Adama wax mooy objectif bi nga xam ne moom la ñi am projet bi projet planning familial en général mais avortement médicalisé en particulier du rek mbiru idéologie te mooy am projet de société boo xam ne dafa bëgg a génnee xalaatu yàlla ci bopp nit ñi ñuy dund comme ay rab nga xam ne suñu bànneex rek léegi moo ñuy guidé du ñooñu rek la mais am na ñoo xam ne moyen la woon ci ñoom pour ñu am alal dëgg la loolu objectif bu garaaw la nga xam ne il fallait ñu nangu ñu légaliser ko su ko defee mu déborder parce que attention encore ñu waxaat ko avortement médicalisé objectif am jëmul ci inceste du waajur yuy sëy ak seen doom ñu ëmb ci kàcc googu lañ leen bañal ndax loolu amul Sénégal avortement médicalisé mi ngi jëm ci jànq ji ak njegemaar yi nekk ci lycée yi ak CM yi ñu leen di planifier loolu te ëmb di leen rëcc ñooñu lañu ko defal pour que ku ëmb rëccati nga mën ko avorter say waajur duñ ko yëg loolu mooy réalité bi dëgg la loolu mooy te maa ngi défier ku mu mën a doon waaw bu nangoo ñëw ñu waat ci cas bi maag moom mu waat ne avortement médicalisé waajur yi say doom yee tax ma waat ne avortement médicalisé planning familial ñu waat ci Kamil ma loolu maa ngi koy loolu parenthèse si télé bi ngay waate waaw devant Sénégal Kamil la ngi indi teg mu waat acca bismillah léegi su ko defee kon objectif bi bu leer la loolu waaw léegi imam xam nga wutum xaalis mi daanaka léeg-léeg ñi seen xel soriwul ñoo koy def pour wut xaalis mais affaire bi dëgg la koo xam ne yoroo woon dara affaire bi tax nga mujj nekk milliardaire waaye dem na ba ci biir conscience am bàyyiwu ko moom milliardaire boobu mooy ëlbatikuwaat di tuub di regretter xam nga conscience bi dafa fort ci nit waaw munoon na wax ne léegi milliards yi lan la ko jëriñ après donc tey sunu jeeg ji nekk fii ak jànq ji nga xam ne ñoo fi nekk di ay jullit ñu tudd Mariama ñii ñu tuddee leen Maam Jaara ñii tudd Xadijatu nañu bàyyi xel ëllëg yëf yi fan lay mujj ak ñoom vraiment jàpp naa ne sénégalais yi yegguñ ci bañ yàlla ak bañ seen réew bañ seen askan wala bëgg alal ba yëf yi jaral leen yenn yi peut-être ñàkk xam mu ngi ci il faut yaakaar naa bu ñu gisee documents yi gën a gëstuwaat ñi am yéene bu sell dinañ delluwaat ginnaaw mais dama jàng fan yi imam ñu wax ne ay 1960 jullit yi ci àddina bi boo leen nattoon weesuwuñ ñoon presque juróomi téeméeri millions léegi actuellement mat nañu 1,5 milliard 1,5 milliard boobu mën nga wax ne 1 milliard bi yëpp ay jigéen lañ te ña ëpp ci ñoom mën nañoo jur ci âge am doom ci la ñu toll donc léegi ñoom dañu planifier ci wàllu planning familial liñ ci jëmale ci réewu jullit yi dafa bari pour bañ réew jullit yi seen nombre jëm ci kanam parce que diine la joo xam ne ni ñuy jurantee ñoom rek la ci àddina bi dëgg parce que chrétiens yi ñele duñ takk ñay takk benn jabar la ñuy am jullit yi di takk di am ay ñeenti jabar
te dañuy jur. léegi ñu gis ne Israël diggante moom Palestine am na at moo xam ne 5 junni lañ rey ci palestiniens yi mais palestiniens yi dañu gaaw ñaax jigéen ñi ñu jur at moomu jur nañu lu ëpp 20 junni. kon gis nañu léegi nombre bi ñuy yokk ñun suñu doole la te doole boobu dañ koy ragal pour ëllëg. dëgg la donc planning familial dañ ko tànn bu baax a baax gis nga sart yu bon yi yëpp ñu ngi ko signé Caire. lu tax Caire du hasard. parce que Caire mooy dëkku arab bi ëpp nit parce que actuellement am na 100 millions yoo xam ne musulman lañu xelaatkat yi fa la ñu nekk malgré dëkk bi amul koom-koom mais ci wàllu xelaat ñoo gën a naat la ñëpp donc léegi fi ñu toll nii Sénégal gi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ku waxal sa diggante ak yàlla xam ne diine ji ni mu fi mel actuellement neexul tubaab yi jàmm ji fi am neexul tubaab yi te ci tas ko ci lañ jëm. ñu ngi ñaan yàlla ci barke alxuraanu karim yàlla na yàlla aar Sénégal. mais ci tas ko en tout cas yéenewuñu jàmm moom. yéenewuñu jàmm c'est-à-dire jàmm ji fii am Sénégal moom. gêné na tubaab yi. la cay preuve mooy information yi joxe barki dem fii. naan Sénégalais est menacé. et que Gambie la ñuy jaar. déjà ñaari problème lañ ci réglé. ngi tiital Sénégalais yi ci lu dul dëgg. ñaareel bi ñu ngi bëgg a yàq suñu diggante Gambie. dëgg la tubaab yi moom yéenewuñu jàmm. non loolu la ñuy def loolu la ñuy def xam nga fi ñu toll nii saa su ne ñoom ci diviser pour mieux régner la ñuy def. fii la fan yi bu jullit yi yeewul woon jël seen responsabilité association islamique yi ak tarixa yi mbëkkante nañu mais Sénégal yi seenu ñor ak seen niveau moo jaaxal tubaab yi dëgg la tubaab yi yàqal nañ ñu lu bari mais ñu nit yàqal nañ leen lu bari léegi lan lañ ciy tudde Gambie ak Sénégal où est le problème benn dëkk nga naan Gambie la ñuy jaar nañu bàyyi yooyu parce que ñoom ñooy terroristes yi dégg nga ñoom ñooy defkatu lu bon yi donc seen wax yooyu noonu parce que ñoom ñooy terrorisé fi mu ne nii dañoo terrorisé ba pare foofu sax li ma ci yokk mooy menace bi xam nga ba léegi ñun du waa Al-Qaïda wala waa Daesh ñoo ni Sénégal menacé nañ leen ñoom ñoo ni Sénégal est menacé ñoom ñoo ñu menacé xanaa kon ñoom ñooñu la ñu waroon tey yow tey ji bu ma la ni woon yow sa vie c'est menacé dinañ la rey fii ak suba man dañ ma war a téye laaj ma yow foo jëlee information bu ak loo seq ak kan yi da koy rey ban kii yow la ñu war a est-ce que moom mi ko wax est-ce que moom mi ko wax nekkul ci ay pexe ci réseau boobu jéem a firndeel exactement parce que Iliman man sax gis nga wax dëgg yàlla yow dëgg la xëy na bëgg naa sama réew bëgg gu ëpp parce que loolu presque lu ci ëpp lu naturel la mais réew mi fi ñu toll daanaka dafa nekk benn nen boo xam ne ñun ñëpp si yeboo ñu bàyyi si xel te am tubaab yi mënuñu xeex ak ñoom ci wàllu matériel mais dellu ci suñu borom ñaan yàlla mu aar ñu aar réew mi parce que dañ koy taal ci ñaan kese moo ñu mën a dimbale déedéet ñaan kese doyul de waaw mais taxaw da ngay def li la war ba pare door a ñaan waaw mu ngi noonu parce que yàlla du dimbale nit ci lu man parce que da ngay def li nga man mu defal la li nga mënul parce que at yi li ñu lalal ci pexe mu bon sénégalais yi lalli ko sànni ko fële il faut ñu gën ci bàyyi xel imam Dame man dama wax ne keroog bi ma déggee affaire góor jigéen yi am ñu ne ma Kaolack la amee ma ne attention mënoon na am Ndar mënoon na am Thiès mënoon na am feneen mais problème mu imam Aliou Ndao moom la yàlla wax sénégalais yi jël leen seen responsabilité parce que tooñ baaxul te man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb képp koo xam ne da nga noonoo waliyu yàlla nee na déclaré naa la guerre sénégalais yi lu tax ñu jàpp ilimaan boobu keroog bi ñu bàyyee góor jigéen ñi lañ ko waroon bàyyi imam bi nañ ko bàyyi mu dem ci daara jàngale ji kooku xamul lu bon sénégalais yi buñ ko waxul dañoo wor dañoo trahir dañ ko seetaan nañ ko bàyyi mu dem ci daaraam jàngale ji tubaab li wér te wóor mooy Sénégal moom fi ñu toll nii góor jigéen a fi ëpp sécurité imam non mais fi mu ne nii parce que góor jigéen yaakaaratuma ñu tëj ko ci Sénégal jàpp ma ne ñemeti nañ fay tëj góor jigéen mais imam moom ku mu neex nga jàpp tëj bu fekkee ne ay tubaab yu dul sénégalais ñoom ñooy wax nañu bàyyi góor jigéen yi sénégalais yi ci seen bopp nañu wax ne nañu bàyyi suñuy imam parce que tubaab bi su gëmee ne Aliou Ndao terroriste la amul benn sénégalais bu gëm ne Aliou Ndao terroriste la Aliou Ndao nitu jàmm la jàngale la xam li mu gëm da koy wax nit ñi dégg ko mais gëwuma laïcité am na ci droit man gëwuma tubaab bi am na ci droit mais gëwuma ngànnaay li ma gëm mooy xeex ci xam-xam laa gëm débat intellectuel mais loolu où est le problème sénégalais yi nga xam ne xam nañu loolu waruñu ko seetaan léegi sëriñ si nañ jël seen responsabilité ñu bàyyi nitu diine yi parce que bu ñu ko seetaanee moom mu continuer ñu jàpp ko ñeneen ñi amul kenn ku nekk ci ñoom sécurité yàlla du seetaan loolu ñun avis bi ñu ciy joxe balaa ñuy delluwaat ci thème bi mooy sénégalais déjà dañu am droit nga informer leen nit waroo ko mën a jàpp nii rek surtout te informer woo procureur lu fi mas a am procureur day toog ñoo informer tey jii ba ñu bëggee sensibiliser pour population am ànd ak ñoom ci jàpp Karim Wade da leen jaral ñu ñëw procureur ñaari fan yu ne mu génn joxe rapport
tey jii nag boo laalee li nga xam moo gën a kowe ci sunu l'islam muy imam muy institution bi gën a kowe bi yàlla teg kooku da nga war nga ñëw rendre compte population bi ñu xam parce que loolu seen droit la donc boo ko bafoué nag li gën a bon ci àddina li révolter population ak di radicaliser même ca France mooy di bafoué ay droit loolu c'est dangereux c'est-à-dire loolu ci source terrorisme la bokk ci terrorisme injustice dafay jur terrorisme c'est-à-dire xam nga réew moo xam ne góor jigéen dafa ëpp sécurité imam réew moomu lu ne mën na fa xew waaw parce que du benn góor jigéen ay groupe góor jigéen tey jii boo la neexoon bu dee da ngaa bëgg a def lu la neex bu dee da ngaa bëgg a def lu la neex nil góor jigéen laa rek kenn du la laal tey jii boo doon jàngale kat bañ ñu créer le même problème nil en même temps góor jigéen laa xoolal ko def de folie fii am na fi koo xam ne siiw na ni jël na taalibe embarqué ko ci otoom séy ak moom waaye comme góor jigéen bu siiw la dañ ko daal di bàyyi ci saa si ndax pression internationale yi nanguñu waaye loolu yëpp góor jigéen moom yaakaaratuma ñu tëj ko ci Sénégal waaw léegi ñoom dañoo am kilifa ñoom dañoo am waaye bu ñu ñëwaat ci bopp kon moom bu ñu ñëwaat ci sunu thème bi mooy ñu ngi doon toll ci kooku di Bernard Nathanson waaw léegi dama bëgg sax nga anticiper continuer waxaale ma ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci opération boobu dañ doon avorté waaw gannaaw gi ñu gis ci ay njaaxum waaw ba dellu ci gannaaw kay kooku nga loolu ngay laajte daf ci am solo parce que population bi aussi war nañ xam fañ jëm parce que ñee gis nga boo jëm fenn laajal ña jëm ba dellu si lan moo fa ne bu ko defee ñoom bu ñu la informé bu dee xéwal la demal ñun bañaluñu kenn xéwal loolu la ñuy wër waaye bu dee musiba la nga am honnêteté bu toll ni ku la ci bëgg a dugal bañal na population bañ parce que tey ku mel ni Bernard Nathanson nga xam ni na man daan def naa 75 000 avortements waaye tey li tax ma génn ci mooy tey dañu tëb indil ñu ñaar fukk ak junni ak juróom waaw te ni na ñoon man maa ngi ko commencé 1973 boobu ne technologie bi yegsiwul fii waaye bañ tëbee ba indil ñu ay photoscope ay appareil fibroscopie yu leer ma ne nag man léegi dinaa xool liñ doon def lu mu doon ni na bis lañu ma dugal photoscope bi def ci caméra muy filmer ci biir parce que man tamit la ma yàgg a def bëgg naa xam la may def ci biir luy xew waaye nee na ba ma ci dugalee caméra li ma njëkk a yéem mooy xale yooyu ñu daan wax ni moins de 12 semaines la ñu am duñu ñit ak mën nañ leen a éliminer nee na li ma ci njëkk a yéem mooy dama gis muy saw xale bi tamit mu ngi won mu ngi bouger mu ngi nelaw mu ngi sax xeef ay bëtam nee na nag ci laa ni finalement conclusion bi mooy kii ñit la luñ la mënti wax man ñit laa daan rey de te nag lii man médecin assermenté laa dama waat ni dama ñëw pour sauver ay dund waaye ñëwuma pour di rey ay dund donc ci la fa jaare foofu jël yëf yi teg ko nee gannaaw bu mu reyee 75 000 bakkan 75 000 bakkan ñaar fukki junni ak juróom ci ay bakkan te ni na moom li taxoon mu def ko ni na li tax mu dellu ci ginnaaw ni na du dara loo xam ne diine la waaye technologie moderne yi ñoo ko wan ni da nga war a dellu ginnaaw ndax ñoo ko wan jaxaran li nga xam moom la doon def dafa jàpp ne reyul nit li muy def du rey nit waaw léegi mu dem ba mu wóor ko ne nit la doon rey loolu kay c'est très simple waaw des nga tey jii te loolu mu wax ba Bataclan amee ñooñu ñu rey ci Bataclan ci terrorisme kii attentat boobu am na benn labbe boo xam ni ca France looloo tax ñu dàq ko ndax dafa ni Bataclan ñaata lañ fa rey donte ñun ñëpp dañuy ñaawlu terrorisme di rey ay innocent ak yooyu yëpp kenn ci àddina àndu ci waaye dafa ni moom labbe ba ca France Bataclan ñaata lañ fa rey ñu ni ko 130 téeméer ak fanweer mu ni avortement médicalisé yéen a ngi rey 600 000 xale par année fii ci France kon nañu wax loolu bu ñu wax leneen ba mu ko waxee lobby yi jógaat ndax Bernard Nathanson sax nee na ba ma ko génnee lobby yi ñoo njëkk a jóg di ma tilimal naan kii góor jigéen la kii da doon sëy ak doom lu ne ñu wax ko pour yàq sama der waaye dafa génne film boo xam ni mooy le film le cri silencieux la ko tudde film boobu da ko filmé tasaare ko ci àddina ba nga xam ni dañu dugal appareil mu ne man li ma gis damaa bëgg aussi parlementaire u États-Unis yëpp la dajale keroog dañ daan jooy mu ni leen da ngeen ko gisal seen bopp gi nga ba mu dugalee machine yi ni man tey maay avorté ngeen gis ba muy avorté gi nga ba mu dugalee machine bi xale bi dafa daw tafu ca kaw ki nga xam ne ni nañu nekkakul dara ni na mu daw kar ko foofu mu dawaat tafu ca beneen el bi ni na film banque wane parlementaire yëpp di ko seetaan ni na ma fexe ba jàpp ko ba ma ko jàppeek sama pince ca biir ni na dafa ngaa mel ni ko yuuxu ni na ba mu defee noonu ma xëcc ko ni na gi nga ba ma dugalee aspirateur bi
aspirateur da koy muucu mu ñëw mu jël yax yeeg yëpp foudroyé ko moxoñe sànni ca biti ni na noonu la koy def ba yaram bi yëpp génn gaa yi ngi ciy toll de gi nga dafa am député xam dañ doon jooy keroog ni na waaye bopp moo ko des lépp aspiré nañ ko ba génn mais ni na bopp moom comme dafa rëy ni na ma dugal genre lu ñuy wax sonde boo xam genre bombe la moom laa dugal éclaté bopp bi mu explosé ma génne ci biti ni na fa la jaaree lépp lu ne ci Amérique boo leen waxee waxi avortement ñi ci bëri ñu ne la réccu nañ lu ñu doon voté loi avortement médicalisé mais film boobu suñu député yi est-ce que am nañ ko film boobu le cri silencieux la tudd ku dugg internet di nga ko am ku dugg gi nga léegi naa feex ko fi am rek ku bëgg naa feex kenn mënul ko dara mais duggal nga tappe rek le cri silencieux Bernard Nathanson Gueye wax na ko ay yoon waaw am na beneen proposé woon na ko télé yi sax pour ñu teg ko parce que loolu tam télé yi dañ ko war a teg boobu 12 semaines la am na beneen film boo xam ni ki ko produit ci producteur yi gën a mag Amérique la ndax rek gëm ni kii li muy xeex ñëpp ko war a xeex pour vraiment avortement médicalisé jóge fi boobu tey mu ngi ko tuddee éclipse de la raison boobu sax 19 semaines et demie la xale bi am booba waaye tey pour dëggal li muy wax ci même système boobu ci Amérique am na ñoo xam ne dañu réccu tey te ci lañ doon liggéey bokk na ku ñuy wax Carol Ewet ca Dallas nee na man dem naa ba nga xam ne ba ñu voté loi bi dem naa ba am 5 cliniques yu moom mooma sama bopp pour wan la ni affaire bi ñii koy xeex ni dañ leen di dig tamit ni ci clinique ya di ngeen ci am bu ko defee xoolal tey avortement bu ne 200 000 bu dee rek 500 000 avortement la xam nga ñaata la parat 100 milliards dañ la naan 100 milliards yi boo njëkkee ubbi sa clinique na la wóor ni 40 milliards yi moom yaa ko moom parat wala 30 milliards yi yooyu tamit ay affaire la yoo xam ni waaye gi nga ni na xale yi ci boppam ni na ñun dañu organiser système bi ba nga xam ni même fa ñuy laaje information dañ naan numéro vert a ngi nii ku bëgg avorter na nga ñëw waaye fa ñuy laaje information ñun ñi ci doon liggéey dañu naan bu leen yàgg bu leen ko ni mukk demal nga dencal ëbb bi parce que loolu tamit du tax suñu koom-koom dañoo bëgg mu dox xale yi di avorter ñuy fay waaye bul ko yàgg mukk ba nga ni ko demal nga bàyyil nga wasin boo ko bëggul nga denkaane ko ca orphelinat ñoom ay sa jaaña ngi fi yow de li ñu 100 milliards ya ñu war yam ñu nar a coûté nga xam ni 40 milliards wala 30 milliards attaqué subventionné bu yëkkatee rek 5 milliards wala 10 milliards jox ko orphelinat yi ku bëggatu sa ëmb boo ko fa déposé ñu gérer la ko waaye tamit dafa am beneen système bu am France dem nañ ba ni la léegi boo bëggee bu dee sax bëggoo ëmb gi ñëwoon nga accoucher sous X waaye bul rey loolu tamit pourquoi duñ ko fi institué maanaam nga ñëw sous X mooy nga ñëw bul joxe sa tur bul joxe dara te nga bàyyil ñu doom ji tey ñaata nit ñoo fi ne amuñu doom sëy ay fanweeri at amuñu doom kooku tey jii bu ñu bindeewu ci liste boobu ku leen jox doom dinañ ko toppatoo ba mu doon président te tamit tey li ñuy wax naan waaw que papam yegg ci kawam kooku tey it mu war a am doom mais ñun gis nañ fi ñoo xam ni tey ji enfant non désiré la ñu bis bu ne ma wax ko tey ji dem nañ ba ci cappaandar de occupé nañu façon pouvoir bu ne fii di dagg bu mu gàcc njaboot gi di yóbbu nit ñi màkka donc tey ji enfant non désiré ça veut pas dire que ni du réussir kooku moom mën na gën a tekki ñëpp donc tey jii boo ko bàyyee tamit mu loolu tamit enfant non désiré mooy koo xam ni daal neexu la c'est-à-dire te loolu dafa yaatu gi nga loi bi bu duggee di nga sëy ak sa jëkkër sax ci biir sëy da ngay sëy wala nga caaxaan sax ñëw taxaw nii man désiré wu ma ko ñu daal di la ko dindil loolu problème boobu la ñu am leerul c'est ça leerul parce que mën naa am ci biir sëy nit dina am ci sëy doom joo xam ne neexu ko te gi nga tey jii ñoom ñi nga xam ñu ngi leen di weer bokk na ci tamit ku ñuy wax Curtis Park ak Nita Witten nee na ñun bañ ñuy accueillir xale yi bëgg a avorter nee na dañu ñoo former sax ba yenn saa sax xale bi maanaam yow fexeel rek mu avorter bu mu xalaat bañ a avorter moom parce que day comme waaye tamit bu mu xalaat di dénkaane xaleem di wasin dénkaane fen nee na da nga koy jéem a poser question yu bëri ba xam point faible ba nga ko war a jaar ba nga xam du dellu ginnaaw ci avortement bi nee na dañoo formé ci naafeq ba dañu jàngal sax nooy jooyee ak ki ñëw pour wan ko ni man maay sa yaay maa la gën a bëgg sa yaay kon nu ma la def ko nee na am na ci ñu wax ku ñuy wax Nita Witten nee na li ko jaar da daan jooy sax dañ ko formé sax ba di ko jooy loolu ak moom ko nga xam ni yëpp am sentiment xale bi pour am sentiment bi assuré ko aussi assuré ko wan ko ne ko man duma jaamur ci yow te yéenoo ma la bon ndax sa problème sama problème la exactement il faut nga jooy jooy xale bi moo tey ku ñuy wax Sabine Favir tey jii ca France ñoom dañu def ay recherche parce que tamit recherche yi mooy dañu bëgg léegi dëgg gi feeñ parce que tamit ñoom lu ñuy def 40 ans 50 ans dañ koy defal bilan waaye nee na daal gis na ni
mbir mi dañ ci dégâts yu bëri lay def France fi mu ne waaye dañ ci ëmb ak silence parce que intérêt politique yi la waaye dafa am intérêt matériel koom-koom gi ñu doon wax léegi waaye dafa am intérêt idéologique mooy lobby yenee foofu ndax bëgg jigéen ñi continuer di def lu leen neex waaye ni na fi mu ne dafa am dégâts yu bëri yu muy def ci physique wu jigéen mais ci xelam ba tax na ba ñëpp ñi avorté France dafa def sondage 83% ñi avorté avortement médicalisé laa de waxuma seen avortement ba ñuy làqu mais avortement ba nga xam ne France moom yëpp médicalisé ba nga xam ne ca hôpitaux ya gën a sophistiqué ngay dem ñu avorté la waaye ni nag 83% regretté nañu lu tax ñu avorté ndax dégâts yi mu leen jural ci seen santé dafa am dégâts te dégâts yooyu dinañ ko fi lim waaye tamit da ngay gis ku mel ni Florence Allard dafa bind livre traumatisme post avortement kooku tamit mu ngi ci casse pour nañ arrêté avortement médicalisé bi waaye am na livre bu ñu tuddee le livre noir de l'avortement livre noir de l'avortement collectif bi mu rawat 30 ans ça suffit ñooñu ni léegi fanweeri yatu avortement médicalisé doy na ndax li mu def ci dégâts doy na ñoo bind le livre noir de l'avortement ndax ni nañ quel que soit méthode boo utiliser ak lu mu sophistiqué moom dégâts yi moom foog mu am ci santé jigéen bi ba tax na tey ci Amérique am na docteur yoo xam ñu ngi leen tëj ca kaso lu tax ñu tëj leen mooy ba ñuy defal avortement médicalisé ndaw si par exemple yëgaluñ ko ni lii boo ci jógee mën na la jural cancer du sein léegi ñooñu wëbbatiku am cancer du sein dem porter plainte donc dafa am complication yu grave yoo xam ni daf koy indi complication yi bu dee temps bi may na ko bëgg naa ko lim dañ ci del si ma bàyyi Mouhamed Lamine Dramé mu joxe xalaatam ci fi nga toll noonu ci wàllu regret yooyu nga xam ne rëcc yooyu nga xam ne ay nit yu doon dund ci système bi ñoo ko rëccu surtout ñoo xam ne ci dëgg système bi lañ nekk ci kër ndax dañ daan avorté exploité ñoo ko mujj rëccu léegi loolu noo ko gisee ak li yoon ci waxoon ne jullit jiit du ko fett ci paax ñaari yoon wala boog li yoon ci wax ne da ngeen topp programme tubaab bi shibran bi shibrin saa bi saa hatta ida daxaloo juhra dabbin daxaltu boo yoon ci waxoon na ne fi ngeen nekk rek programme bu tubaab yi ñëw ngeen jël ko plan bu ñu am ngeen appliqué ko ba musiba bu ñu am wàll leen ko est-ce que loolu mënuñ ko dégg waaw dañ ko siy dégg waaye man maa ngi yaakaar ne suñu jigéen yi nga xam ne ñooy yëngu ci lii di intellectuel Adama li muy wax day joxe ay turi livre di joxe ay tegtal yu leer ay études yoo xam ne ku mu neex mën nga cee dellu léegi nañ ci dellu waaw bu fekkee ne ñoom li Adama wax ci ay firnde du dëgg nañ ñëw fii weddi ko ne lim doon wax du kii parce que tamit il faut ñu xamal leen loolu du question dañuy nekk fii di débat bu ngeen amee lu wér lu wane ne li Adama wax nekkut yéen ñëw leen ngeen firndeel ci li ngeen nekk beneen bi aussi mooy yaakaar naa su fekkee am na ngëm gu ne ci seen xol wax dëgg yàlla jullit mën nañ ko nax dugal ko ci loo xam ne waru ci dugg boo demee nag ba nga xam ne yow lii nga dugg waru cee dugg da ngay dellu ginnaaw parce que lii xeex diine ngi ci xeex sa askan a ngi ci lépp a ngi ci mboolem xeeti ñaawteef yi muy ci nangu njaama ngi ci dégg nga koo xam ne yow ku égoïste nga intérêt personnel rek la tax a jóg dégg nga ku égoïste nga yow xooloo lor yi muy lor sa askan feeg fukki at feeg ñaar fukki at mais li ngay xool rek mooy koppar yaa ngi cee gagné après financement yi mu lay jural après donc loolu moom bu fekkee am na tuuti ngëm gu ne ci ñoom wala ngor wala diine mën nañu dellu ginnaaw nit ñi jàppale leen ñu dellu ginnaaw waaye xam naa ne loolu moom du yomb ñun nag man li may wax toujours rek mooy lii Adama wax def naa amul benn nit ku baax ku koy dégg di nangooti planning familial wala avortement médicalisé wala affaire ngóor jigéen nga koy bàyyi muy dox fii nii parce que lii ñun moomuñu ko te dañ ñu ko imposer ñaare ñiy porter combat bi ci sa réew seen bopp lañ gis ñoom seen intérêt la ñuy xool ñun ñi nga xam ne dañoo gëm intérêt population bi intérêt askan wi il faut ñu taxaw jaamaarloog ñoom ci jumtukaay yi nga xam ne yu légal la aar ko mu jaral ñu lu nekk parce que ñu ëpp ci population yi amuñ niveau comprendre li waaw léegi problème moo manque d'information bi ngay wax imam dafa posé ci lu bari xam nga man su ma diggante yàlla rek laay wax bi ma daan dégg imam yenn yi di wax naan planning familial l'islam daganal na ko dégg nga ñoom imam Dame Ndiaye nekk fële naan leen daganul man dama foogoon débat fiq la loolu laa ko jàppee woon dama foogoon rek débat fiq la ñii nee nañ mën nga koo def ñii nee nañ loolu laa jàppee woon yëf yi boo ko defee rek daal di waaw mais ndeke affaire bi du débat wu fiq du dagaan nag xaraam na Ghazali wax na léeg-léeg imam Malik yónnee Hanafi yónnee débat bi du foofu débat bi mu amara la benn complot la bu ay noon def waaw
contre sa nation. waaw nga war leen xeex nga dem jàppale leen. mu ngi noonu complot bi nag boo ko xoolul ci côté complot bi da ngay daanu. moo tax malheureusement suñu borom xam-xam yi ci nekk ci groupe yi di ci liggéey dëgg la ñu ngi ciy gagné xaalis. parce que lii dafa am xaalis parce que budget bi ma gis. ay billion dollars. waaye xaalis bi barkeelul. waaw billion dollars. parce que man li tax ma xam ne xaalis barkeelul. ñi ma ci xamoon am na ñaar fukki at fanweeri at ñuy nekk ci di dem ci séminaire yi di jël per diem ba léegi si macha allah tanewuñ kenn ci dëkk bi tanewuñ te loolu nga wax dafa posé wu sax Amérique parce que Amérique début bi débat diine la woon Bernard Nathanson mu ngi koy wax waaye ni na bu ma ci dugalee argumentaire hautement technologique yii nii na lobby ya doon layal avortement dañoo paniqué dañoo jaxasoo complètement waaye nag naafeq lañ du ñu teg loxo ni na du ñu teg seen jaasi ni na ñu mujj di financer médias yi pour ñu yàq sama der lu ne ñu tuumaal ma ko parce que xam nañ ni léegi argumentaire bi léegi dafa changé dootul diine mais argumentaire hautement technologique lañ la indil wala ni lii rey ay bakkan la te amul benn conséquence bu baax waaw parce que léegi loolu lu neex comprendre mooy ñi ko daan nangoo def dañoo jàppoon ne étape bi nga koy defee reyloo nit aw suuxu yàpp nga wu dundul nga génnee ci jëmm ndaw si loolu moo la mayoon xel mu dal sa conscience nangu ko nga def ko léegi suñ demee ba won la film bi techniquement ne la nit ku mel ni yow nga rey ku mel ni yow dafa rëy dafa tuuti nga rëy rek alors da ngay am problème waaw problème te gis nga seen plan yëpp li ci ëpp noonu la man nag comme ni ma koy faral di fàttalee li tax ma ciy wax mooy du ma boroom xam-xam comme yéen waaye dama mës a toog ak Seydi Barham Diop yal na ko yàlla dolli yërmandeem ba ñuy waxtaan ba caag mu ne mais Adama da nga war a dem ci média yi yëf yi du question xam-xamu fiq waaye yow la nga am ci expérience dund 15 ans en France nga gis ko fa da nga war a ñëw témoigner ba nit ñi la ñuy jëmale si ci ñun bu dee lu baax nga confirmer la ni lu baax la te da ngay am honnêteté bi c'est pas parce que ay imam waaye bu dee loo xam ni luy bon la tamit nga teel a alerte ñi xam-xam sax dafa relatif kenn ku ne la nga xam te muy jëriñ nit ñi xam-xam la te borom xam-xam nga ca loola te ci wàllu fatwa ubbee ci mbiri diine léegi adduna bi dafa jëm ci tendance fatwa groupe au lieu fatwa individu du même benn oustaz Dame Ndiaye rek mooy xool benn mbir ba mu jàpp ne lii dafa xaraam mu ne xaraam na te fekk la mu aju la ci aju ci information amu ko ndax amul jumtukaay am ko ndax benn mu nekk problème langue wala mu nekk problème niveau c'est vrai donc léegi li ñu proposé mooy fatwa boo xam ne mbooloo koy def te mooy kenn ku ne la mu xam ci problème bu mu indi ko su ko defee bu problème yëpp daje information yu mat su boobaa nag bu charia waxee la mu wax loolu dëgg la parce que bu nitu charia waxee laa bëgg ci biir expérience dama dem gis ni ñoom daanaka stratégie bi rek mooy na mbon tasaaroo parce que dafa am sama benn xarit ca France moom tubaab la dafa am benn doomam boo xam ni 16 ans la am dem topp benn drogué rek topp waa ji ba caag mu dem dëkkal ko ci 16 ans waa ji affaire bi naqari ko ba caag mu ni mais man moo ma koy nettali mu ne mais man damay dem porter plainte mais parce que sama doom bi mineur la rek daal di dem nag ndeysaan yóbbu plainte am ni kii dama koy porter plainte pour détournement de mineur waaye ba mu demee joxe plainte am police de ko ni sa doom bi ñaataat la am mu ni 16 ans la am amagul 18 ans ni ko waaye voté nañ fi loi ci cadre loi yi planning familial ak jigéen yooyu doon dugal boo xam ni léegi majorité sexuelle à partir de 15 ans 7 mois la fii ci France maanaam boo amee 15 ans 7 mois lu la neex mën nga ko def ci sa sëy ba la neexee dem dëkkal sa far lu la neex léegi yaa moom sa yaram boo amee 15 ans 7 mois xam nga ñoom dañuy wax dara foofu c'est-à-dire loolu mooy sexualité précoce waaw gi nga ñoom ñu ngi koy promouvoir foofu léegi boo defee fii mariage ca 15 ans 7 mois ñu ni léegi fii mais boo leen demee Sénégal fexe leen ba def fa loi boo xam ni 15 ans 7 mois du am droit sëy jëm si léegi ñu fii waaw sexualité précoce moom léegi ñuy dugg fi loolu mariage précoce moom dañ koy code de la famille da koy aaye exactement léegi nag mariage précoce pourtant nag ñoom dévergondage précoce boobu defal nañ ko loi France ba mën na ne ñu ni léegi 15 ans 7 mois am nga droit def loola neex ci sa yaram waaye bu ñëwee fii ñu ni pour yéen seen diine nu mu tëddee ñu ne leen suñu diine dañuy teel a maye soxna yi 15 ans 7 mois ñu déedéet fexe leen ngeen def loi boo xam ni ku maye 15 ans 7 mois ñu tëj c'est-à-dire ñoom na xale yi yàqu rek waaw c'est-à-dire li ñu bañ mooy xamee adduna ci néegu sëy
liñ bëgg mooy xale bi xamee àdduna ci lu néegu sëy. exactement loolu la c'est moo clair. tax Aimé Césaire ni la France ruse avec ses propres lois. c'est-à-dire ñoom sax dañu naafeq ak seen propre devise. donc tey jii moo waral tey nag ñoom lu ñu ne aussi dañ koy defal étude. ñoom étude bi dañ lay def Sabine Favir te dem ci def lu ay weer ci ay hôpitaux. Sabine Favir chercheuse de foofu. waaye mu génne rapport bu doy waar. rapport boobu mu ngi wane ni ci Amérique ak France ak dëkk yu bëree bëri yi nga xam ni légalisé nañ ko fa mu ngi fay def dégâts yu bëree bëri. dégâts yooyu mooy li ñu doon wax sànq ñu ngi ko tibbee ci 112 publications scientifiques. ay livres scientifiques yoo xam ñooy bind. 112 léegi dégâts yi 112 ak 43 revues médicales ay journal yoo xam ni ñooy bind dégâts yi nga xam ni mu ngi fay am. 80 dégâts yooyu ñu gis ci ni 83% li ma wax sànq. téeméer yu ne. juróom ñett fukki ak ñett yi rëccu nañ li tax ñu def ko ndax complication yëm leen jural. complication yi lan la. avortement médicalisé bu sophistiqué bi laa waxuma bi nga xam dañuy làqatu di ko def mooy bi ñu bëgg a légaliser fii. boobu amatul ci waaw non parce que li tax may préciser. mooy dama ko mës a wax ba pare benn jigéen bu malhonnête. ni mbuub li muy wax mooy ñiy làqatu di avorter noo tax may leeral ni recherche bi ci hôpitaux yu moderne yi la ko def. mais ni na bokk na ci problème yi muy indil jigéen ñi perforation altération du col de l'utérus. cancer du col de l'utérus et des ovaires. kooku ñoom médecins yi mën nañ ko attester. mu ngi nii mën nañu demal rek nga bind avortement risque. avortement médicalisé risque ci internet lii yëpp da la koy génneel. stérilité maanaam nga jaaree fa dootoo mën a am doom. ni nañu bëri na cas yoo xam ne ci stérilité avortement médicalisé lañ defoon foofu moo leen ko indil. waaye mujj di def ay accouchement prématuré. maanaam jur doom bu amee 6 mois te jotul. mu génn nee nañu booy def avortement médicalisé dina la ko jural waaye dina la jural tamit nga am ay doom yoo xam ni ay handicapé la ñuy doon nuñ ko mën a waxee. ay mongol ay laagoog yooyu. waaye nee na dina la indil grossesse extra-utérine maanaam doom joo xam ni du nekk ca biir fa mu war a butit bi loolu tey tax muy dee ci biir bi indi la complication ñu war la opérer yooyu yëpp avortement médicalisé da koy jur nañ am honnêteté wax ko nit ñi ñu defar seen choix waaye léegi cancer du sein ni nañu da koy jur ñu ne 2,4% foofu 2,4 fois maanaam ñaam cancer du sein bu dee mës nga def avortement médicalisé day multiplier wu par 2-3 fois nga gën a am risque pour am cancer du sein d'après ñoom seen recherche boobu waaye dina def tamit inflammation pelvienne moom day mettre en danger dundu yaay ji moom ci boppam bu dee mës na def avortement médical waaye dinañ def implantation du placenta anormal du placenta mooy li ñu doon wax sànq mooy doom boo xam ni fa nga war a butitu njurukaay fa nga war a placé wu da ngay dem placé wu à côté loolu boo mësee de avortement médicalisé daf koy def waaye dina jox it inflammation muqueuse waaye dinañu même ca Canada ca Ottawa dañu commandé rapport waaye ba ñu paree rapport bi ba ñu leen defal leen ko dañu nu neexu ba neexu waaye avortement médicalisé day yàq santé jigéenu Canada yàq na santé jigéenu Canada donc loolu tamit yooyu yëpp ay rapport la yoo xam ni ay journaux yu am solo ca Finlande tamit ni nañu décès maanaam jigéen bu accouché normal la ñuy dee ni nañu lay dee foofu ca ñuy def avortement médicalisé bu ñu ko dee ba pare ëpp na 3 fois lay dee bu ñu accouché normal kon yow tey jii même bu ñu la ëmbalee te ka la ëmbal kii woo ko yow sa risque sa jàmm mooy nga bàyyi ndax boo avorté yow am nga 3 fois plus dee que boo bàyyi woon ëmb bi mu jàll normalement yooyu yëpp aussi ni na yooyu yëpp léegi dañ koy noppi duñ ko wax ñi te dañ leen ko war a wax waaye tamit ni na 63 études médecine yu ñu def wane na ni dañu war léegi ñu prévenir ka koy def comme dégâts yëpp a ngi ci ñu wax leen carrément dégâts ya ca am ñoom aussi waaye dama laa yërëm ak yow dama laa bëgg a dimbali waaye yow nit ki wax ko la ko ci nar a fekk te kooku benn chercheur bu ñu David Reardon ci Journal of Contemporary Health loolu moom moo ko bind wane ni 63 études wane nañu d'accord nañ léegi dañu war a wax la ci fekk nit ñi parce que dégâts yi bëri na balaa ñu leen ñuy dugal ci avortement médicalisé nañu wax dégâts yi ba pare waaye tamit ni nañu boo xasee ba def avortement médicalisé gis nga docteurs yi ci gën a sonn ca France ndax docteurs yi nañ léegi sonn nañ parce que boo defee loi bi ba pare léegi jigéen bu ñëw bëgg a avorter
da nga koy avorter par force sinon dañ lay porter plainte contre pour entrave à la loi sur l'IVG. waaye tamit yow sa papa ji rek nga taxaw naan ko te nga koo bañ a def waaw ëmb bi xaj na sa ndijaay la ko def wala sa dëkkandoo waaye ni ne loolu rek boo ko waxee mën na dem porter plainte pour entrave à la loi sur l'IVG te yow mi dañ lay mënate yóbbu. donc tey ji loolu moo gën a sonnal tey boo laayee biir nit ku ëmb. waaw ku bëggoon avorter nga laayee ko biir pour mu bañ a avorter. waaw nañ laa porter plainte. waaw ba pare li ci gën a grave mooy day ubbi beneen bunt ñoom ni nañ dañoo bëgg dimbali ki ñu ëmbal. ki ëmb ni nañu 64% maanaam li fukki jigéen ñu ne ñee juróom-benn yi fukki ak ñeent. waaw juróom-benn fukki ak ñeent ci téeméer yu ne. ni nañ ñoom ba ñuy avorter seen entourage ñoo ni leen da ngay avorter par force kii doo ko fi garder waaye du seen décision personnelle. kon yow tey jii da ngay libérer jigéen da nga leen di dimbali waaye yaa ngi ubbi bunt boo xam léegi papa ji moo naan ko day dañ de. yaa di ko yow kii bëggu moon nga kii ak moom kii nga xam ni tekkiwul dara day dañ. foog nga dellu si parce que nga ne 64% des femmes Medical Science Monitor. bu 2004. moo ko génne mu ni 64% ci jigéen ñi nga xam ne avorté nañu. ñu ngi témoigner ni ba ñuy avorté. pression entourage bi la. moo leen forcé pour ñu dem avorté. donc tey boo ubbee buntu boobu yaa ngi ubbil buntu ñay def pression. waaye ubbiloo buntu ka nga xam ni mooy jigéen bi nga ni moom ngay jàppale. donc loolu tamit moo tax it moo waral ñoom buñ ko defee ba pare dañuy yëg sentiment culpabilité. man de dañ maa forcé ba ma def ko waaye rey naa nit. bu ko defee tamit ni nañu da ciy dem ba am ñuy xaru parce que dañ def pression. donc loi boobu boo ko ubbiwul tey benn mère benn papa wala yaay da ngay koo xam ni rek ka mu nekkal neexul yaay ji parce que liggéey ba mu téyee dëgërul bu ci ëmbee danaan ko da ngay avorter ji koy kii mu ni ne sa ndijaay moo la ëmbal wala waxal ku la neex waaye da ngay avorter ji par force alors que loi bi bu ko teree waajur du ko mën a def pression boobu day obligé bàyyi ko donc tey ji day mujj la ñu tere woon muy incitation à l'avortement bu ñu xësee ba daganal loi bi incitation à l'avortement dootu doon délit alors que fi mu ne incitation à l'avortement maanaam nga ñaax nit ni ko da ngay avorter par force délit la waaw xam nga kon yow tamit yaa ngi gën a lor jigéen bi yow dimbale too ko donc loolu tamit ay études la yoo xam ni daanaka journaux yi ci bind Facts in Abortion bind na ci Kansas City foofu ci États-Unis Contraceptive Practices in Repeat Induced Abortion Biosocial Science mooy journal boobu bind na ci caractéristique prior contraceptive pour ñu bëgg a gëstu bind na ci dégg nga emotional am na lii bu ñëw emotional distress patterns among women having first or repeat abortion maanaam jigéen bu soo am benn wala avortement yu bëri yan musiba la ko jural kooku obstetric and gynecology journal bind na ci seen journal numéro 55 musiba yooyu donc tey jii vraiment loolu ñoom ñu ngi ko doon def léegi au-delà aspect diine ji Mouhamed Lamine au-delà aspect diine ji mooy avortement médicalisé ci boppam menace la ci ka koy def ci dundam menace la ci moom mi ko def loolu la moo Alaaji Adama Mbuub firndeel léegi ci document yi bi wax ci référence waaw imaam man de lii moom damaa tiit fi ñu toll nii lii moom wax dëgg yàlla bu fekkee nit xam na ne mën naa jural kii def avortement médicalisé nga xam lii ba pare di ko ci ñaax yow kenn gënu laa bon parce que lii nit munoo xam risques yi ba pare nga xam ko ci mbir ba pare continuer di ci ñaax nit koo xam ne sa doomu réew la yéen a bokk lépp nga koy ñaax te risques yi nekk ci lii bu fekkee nit yegg na ci dayo bi war na xoolaat boppam façon bii ni imam il faut que ñu dellusiwaat si ci maladie yi muy joxe c'est ça parce que tamit man léeg-léeg ma dégg ci télé bi ñuy jooytu ne dañoo defoon avortement wala dañu doon def planning léegi après dañoo bëgg a jur mënatuñoo jur mais dama xalaatuma woon ne niveau bi yegg na fii parce que lii ay études la ay études scientifiques yoo xam ne yu wóor la ku mu neex nga mën cee dellu kon nekkatul lu ñuy laam-laame donc yëf yi daal lu sérieux la imam lu jar a bàyyi Alaaji Adama léegi li nga wax yëpp am na solo information yi vraiment li nga sax jeexut waaye li nga ci indi nit mën na koo doyloo pour xam ne avortement médicalisé lu ñu war a xeex la mais fii ci réew mi ñu nekk Sénégal dafa mel ni ñi fi jóg ngir ñu jàllale ko ñi ngi def ay stratégie pour que loolu mën a jàll xam nañ ne sénégalais yi duñ nanguñ ko sénégalais yi nanguñ ko parce que booy déglu débat yi maa ngi ci turu émission bi maa ngi gërëm syndicaliste bi nga xam ne mooy waa santé waaw maa ngi leen di gërëm seen déclaration démb bi wane ni ñu jël seen
matuwaay jël seen écart ci te ñoom la waroon a gën a concerné wax dëgg yàlla mais ñoom nee nañ daal affaire bi leeru seen bopp donc duñ ci dugg ñi ngi leen ci gërëm ci turu émission bi léegi dafa mel ni ñoom dañu bëgg a jaar ci kaw Sénégal yi te mooy expérience France mooy bàyyi Sénégal yi fële duñ yëg ñu dem assemblée waxtaan ak député yi ñenn ñi sax laay wax ndax du nekk député yëpp parce que député yëpp du ñu nangoo def loolu waaye fexe ba am fa benn majorité boo xam ne dañ leen di gurgur wote loo leen loi bi Sénégal yi xëy rek gis bu nekk li waa seen kanam est-ce que loolu lu mën a nekk la lu defe naa léegi yeewute bi yegg na foo xam ne population bi mënatoo leen ndax te démocratie yegg na foo xam ne it débat boo indi nañ la indi débat contradictoire débat contradictoire bi nag fexeel ba indi argument yoo xam ni mën na détruire gi balaa nga ko yóbbu assemblée sinon am na yoo xam ni bu dee président bu baax sax moo fi ne moo la naan débat boobu na dakk ndax lii du intérêt populaire waaye du doon sax loo xam moom da koy soulever comme débat te it moom na leen carrément soulever leen ko waaye bañ ko soulever yii yëpp génn ci am na ci ñu honnête man gis naa femme boo xam médecin la bañ ko wanee document yi daf ci dellu ginnaaw bu baax ni lii de génn naa ci keroog tamit sëñ Moustapha Diakhaté gisoon naa ko ca début combat bi ñoom tamit dañuy ñëw présenter la ko noo xam ne day favorable trop mais duñ la wax dégâts yi waaye moom ni woon na man am naa honnêteté bu toll ni man ku ma ci jox argument boo xam ni moo randal lii ñoom ñuy wax bu boobaa man damay changer position dégg nga donc nag loolu Alaaji Adama waaw suñu mbokk député yi waaw du toujours conviction moo leen di tax a wote loi waaw du toujours waaw loolu tam foog Sénégalais xam ko ndax ñoom itam dañ leen tënk ci benn système mooy su fekkee ne Sénégal en tant que état dañoo signé convention waaw boo xam ne dafa concerner réew yëpp defuñ ca réserve ñu signé ko loolu bu leen neexee bu leen naqaree yëpp réew mi loi bii dox ci réew mi dafay day bàyyi loolu mu jàll xam nga su boobaa député dina am conviction sax ne lii may bëgg a wote baaxul mais obligation xam nu ngeen ko tuddee yooyu pour wan la rek ne li ma bëgg a wax daal lu leer mooy député yi du toujours conviction moo leen tax a wote waaye léeg-léeg dañuy wañ seen loxo ñu wote loolu nag ki ko mën a faj mbéjum kanam borom a ko mën a fajal boppam population ci boppam ñoo ko mën a faj gis nga ñun suñu point gee ci relais dañ doon xeex ñiy jaay seen bopp di fa taxaw fees fa dell ba yàq quartier bi waaye bañ koy xeex jël suñu ay yet ni leen da ngeen fi jóge par force parce que porté nañ plainte dem nañu fu yoon may yëpp waaye jóguñu bañ koy xeex am na ci mu am de tenue boo xam moo ma woo ni ma lii moo ko fi mën a jëlee ndax ñun dañoo signé convention yoo xam ne au niveau international ñun am de tenue mayatuñu ñoom ñu leen di finnaal waaye yéen ni ngeen def seen droit la parce que li ñuy def racolage actif sur la voie publique la amuñu droit bi donc tey jii pour te dire que ni am na loo xam ni population moo ko fi mën a jëlee nañ fi jëlee le 23 juin le 23 juin député yi pare woon nañu voté waaye bañ paree voté population bi ñoom gi nga li bon mooy booy voté dara loo xam c'est contre l'intérêt du peuple parce que ay lobby ñoo la def pression wala dañ la jox xaalis yow da ngay radicaliser population ba dootul respecter say institutions. C'est ça. ndax bu la wóoral lii c'est contre l'intérêt populaire nga koy forcer ndax say intérêt personnel loolu mooy indi institution yëpp ñu bafoo leen indiscipline am anarchie am te loolu day menacer stabilité sociale bu dëkk ak paix sociale. paix bii ñuy wax ñun ñoo ko mën a maintenir seen suñu bopp parce que dëkk bu yëngu ca biir la yëngoo. dëgg la 90% dëkk yi yëngu yi jaxasoo yëpp ca biir la yëngoo ndax dañ leen doon imposer dara wala ñu jaxasoo seen bi réeroo ba ku ne dem fii kenn dem moo tax nit autorité bu amee jàmm li ko fi doon indi mooy lépp loo xam trouble à l'ordre public la wala day heurter suñu valeur religieuse dañ daan teg brigade des mœurs procureur autosaisir wala président autosaisiru ni lii du fi am affaire bi randu waaye bu ñu demee nag ba nga xam ni lu mel noonu dañuy noppi lu jar a bàyyi xel la waaw loolu lu jar a bàyyi xel la am réew soo ko jiitee da ngaa war a bàyyi xel culture ña nga jiite seen culture duga maa ngi ci dugalaa li ngëm-ngëm di itam fexe ba di leen fajal seeni jooy di leen fompal seeni rongoñ lu jiitu ñu koy jéem a fompal seen bopp dëgg la ah moo ko joxe parce que tey li ko joxe mooy tey yow population buñ nee ñun dañu contre homosexualité 14 millions de personnes musulmans chrétiens yëpp contre ko yow nga fal ministre boo xam ne day taxaw am sañ-sañ ak yabaate bu toll nii mu ñeme di défendre homosexualité mooy kooku tey te li gën a garaaw
moo tax it collectif bi judd barki démb nii daf fiy jóge par force parce que kooku tey bu waxee chaîne monde bépp dañ koy filmer ni Sénégal moo wax waaye tamit li gën a grave pour président sax loolu danger la pour président mooy bu waxee dañ naan président moo wax te bu boobaa tamit nit ñi dinañ démarqué wu ni kon ñu nag président bokkatuñu gis-gis te loolu risque politique la sax ci moom moo tax am na yoo xam da cay war a jóg tout de suite ferme ci sinon population bi ci boppam gis nga Pikine la fa am xoolal barki démb ki woote ci rajo bi pour wan la ni rek ñoom seen de laxisme bi ñuy def ak laisser-aller bi day loolu c'est dangereux waaw Oustaz Alioune Sall dafa wax keroog wax bu am solo dimanche ba lay jàll ñu yendu golf suñu njàkk yi mu ne boo yoree ay xale njaboot nga am ci xale boo xam ne daa mën a tooñ muy dem di tooñ ku ko ëpp doole su kooku ñëwee ne la papa nga ne mu ne diw def na ma nangam nga daal di koy xool ne ko day kaf rek su génnee xale bi ne ko mbalee loo amee ci boole ana sa nagu boole mu bàyyi muñ mu tooñaat ko mu ñëw ne la papa diw tooñ na ma nga ne ko day doon kaf rek mu génn xale bi ne ko mbalee loo am ci sa nagu boole nee na ñetteelu yoon ba bu ko boole day ubbi kaabam te boobaa yaa ko def loolu mooy problème bi moo tax wax dëgg yàlla ci turu émission bi mais surtout ci turu ligue des imams parce que fii tam du Dame Ndiaye mais ligue secrétaire général ligue imam yi maa ngi ñaan suñu mbokki député yi ñu def attention ci problème nañ ci def attention parce que du ñoom dong ñoo légitime ci réew mi imam yi kenn gënu leen légitime légitimité imam yi moo gën a profond seen légitimité ñoom parce que ñoom période lañu leen fal dañuy wàcc imam yi nag incha allah ku ci deful heure ba ngay dee da ngay nekk imam te imam yi du ñu nangu ñu wote ci réew bi lii loolu seen tur laa koy wax duñ ko nangu kon nag suñ bëggee jàmm réew mi bëgg jàmm waa dëkk bi nañu seet li réew mi bëggut ñu bañ koo wote dëgg naa nag ñi ngi leen di woo ci ay ruq di leen kii për ba mais du sotti parce que li ma wax nii ci turu imaam yi laa ko wax te imaam yi ci ñooy porte parole lu kilifa diine yi loolu tam ma wax ko ma waxaat ko imaam yi ñooy porte parole lu kilifa diine yi te loolu duñu ko nangu loolu daal mënuma ko woon a ñàkk wax ci émission bi waaw bu fekkee Mouhamed Lamine waaw léegi li ma bëggoon wax rek mooy c'est-à-dire que li Adama wax dafa am solo loo xam ne réew mi bëgg ko fexeel bu bul ko def parce que ministre bi wax dëgg yàlla bu fekkee ne moom da leen di défendre di leen aar ñu jàpp leen Kaolack jàpp leen ci jamono gàmm ñu ñëw ñu libéré leen ci naq askan wi yëpp di ko métti ñëpp di rajo yi ñëpp a ngi coow ci loolu lu tax ñu bàyyi leen léegi ilimaan bi nga xam ne dañ ko tuumaal sénégalais liñ gëm mooy deful dara ñu téye imam bi ba léegi waxuñu nit ñi lu xew dégg nga waxuñu lu mu def dañuy wut ay preuve dañuy wari preuve léegi imam moo tax imam moom amul sécurité ci Sénégal dafa am sécurité nag imam gis nga imam non c'est que góor jigéen ñi ñoo ëpp sécurité imam dafa am ku ma wax ak ma ne ko c'est-à-dire luy doog a xew bu xewee ci réew mu dal dañuy def ndànk parce que sénégalais yi dañu am sago jàpp nañ imam bi tuumaal nañ ko nee nañ ay téeméeri milliards lañ fekk ci këram fekk 27000 lañ fa mujj fekk te ay journaux ñoo ko bind sénégalais yëpp xam nañ ne loolu du dëgg léegi ñu ngi xaar leneen léegi fi ñu toll nii dañ ko war a baax mu dem ñibbi këram gannaaw Kaolack la dëkk góor jigéen ñi Kaolack lañ doon defee loolu ñu bàyyi leen nañ bàyyi imam bi parce que ñoom ñëpp tuuma rek la nee nañ amuñu preuve tuuma la loolu sax li ma ci indi léegi kon lii dafa am expérience bu am France parce que ñun aussi gi nga dëkk bi président Macky Sall gënuñu koo bëgg keneen gënuñu koo bëgg keroog dama koy wax ma ni taxaw loolu aussi sunu défaut la mu teg programme buy développer agriculture wala yu mel noonu nga nekk ci opposition tax nga naan yàlla na échec kooku bu échecee ñun ñoo ciy sonn dégg nga kon c'est-à-dire ñun dañu war a ñaan mu sotti donte nag du engagement politique waaye loolu da nga war a ñaan mu sotti bis bu dee amee leen loo koy reproché aussi nga am franchise taxaw nit lii du fi jàll contre luy menacer intérêt mais tey jii dama ni France radicalisation lu ko indi man dama am chance alhamdulilah xaw ma chance xaw ma lan nekkoon fa di xool la leen indi lii waaye gis nga loolu lañ daan def gis nga dafa am service yoo xam ni chaque année dañ leen di fay pour ay renseignement ay yooyu teg leen nag ci condition ay civil la ñuy doon homme de tenue lañ doon en civil waaye presque ay milliards la ñu leen jox budget am na ci koo xam ni man sama xarit la woon waaye nee na Rolls Royce dafa bis la ñëw gaare ni ma xam nga lan laa mu ne Rolls Royce bi ñu jël ci Bokassa moom laa yor xam nga dañ leen teg ci condition yoo xam ne pour ñu mën a def seen liggéey waaye nag chaque année da ngaa war a woon liggéey boo def léegi nag bu année bi daan waaj a jeex ca France dañuy ñëw rek fekk maag yow kii di def bayaan ci benn jàkka rek ñu ñëw jàpp
jàpp lu ma 18 personnes daal di daw tiite TF1 tiite antenne 2 18 islamistes jàpp nañ leen terroristes jàpp nañ leen ci jàkka. il faut mu def rapport. waaw def rapport parce que tamit seen fonds yañ leen jox. budget bi bu demee ba jeex te wane wuñu ni. def jàpp nañ ay nit. fonds yooyu dootul ñëw. bu ko defee loolu nag ñooñu nga dugal. fekk ay musulmans modérés la ñoo la gënoon a patriote sax gën la bëgg dëkk bi. buñ duggee ci biir radicaliser nga leen. ca ñu bëri ba ci Abawoun mii def Bataclan. papa ji ni na moom booy normal jeune booy town la woon nii doon sol jean bondé waaye bañ ko dugalee prison fa la radicaliser woo ba mu génnee ñun xàmmeetuñu ko. c'est pour dire que ni nañuy def attention. bu ñuy yedd nga tàggoo waa léegi c'est-à-dire li may tàggoo mooy population sénégalais bi. il faut ñu respecter leen respecter seen bëgg-bëgg. te lii affaire ngóor jigéen affaire avortement médicalisé imam dëgg la imam yi yéenay suñuy kilifa mais du problème mu imam kese. mais boo déggee tey xalilu rappeurs yi. artistes yi taxawaay bi ñu ci am nga yëg ne lii ñoom seen combat la xaleelu am na si benn xaleel Abdoul Karim waaw macha allah Abdoul Karim daanaka noppaluwul ci rappeurs yi ci la bokk maa ngi lay wax léegi am na benn xale bu ci génnee benn son def ci pour dénoncer affaire ngóor jigéen Simon ñoom ñu ngi commencé di wëy artistes yi c'est fa ñu nekk ña ngi ci kon affaire bi affaire réew mi ñoo ko bëggul donc rassemblement yi nga xam ne jullit yi war nañ ko def ajjuma waaw après juma sur place de l'Obélisque foofu ñi ko def daanaka imam yaa fa gën a néew loolu réew mi la Sénégalais aussi Adama loolu jàppale président de la République la parce que bi Obama ñëwee waxam yooyu président lank ne ko Sénégalais yi parewuñu pour loolu moom rôle am en tant que président de la République def na ko léegi population yi nag ñoo war a résister wan tubaab yi ne leen li président bi wax dëgg la ñun population bi ñoo bañ ngóor jigéen loolu mooy dëgg kon rassemblement bi fi mu ne nii waaw loolu ñu naggu seen dëkk di ko légaliser teggi yoon bi leen yàlla wax jigu leen ndax en parenthèse comme émission bi kii na 2 millions de personnes ñu ngi prison ca Amérique 82 personnes dinañ ko rey par jour ca Amérique ndax teggi bu ñu teggi yoon 82 personnes boo dajalee la ñuy yere Syrie Irak ak yëpp par jour la ñuy rey Amérique ñi tëb rek dóor la balu fetal moo ko la ma lay wax it c'est valable pour France c'est valable partout te Obama mi nga xam ni moo koy promouvoir frère am ba ne kii ni na ko yow sam papa bu doon góor jigéen ñun ñaar duñ judd waaye président Zimbabwe bi nga xam moo leen gën a naan kaani ni na moom moomu di wër di naan dañu war a légaliser góor jigéen na ñëw fii ma takk ko moom ci boppam bu bëggee ma légaliser góor jigéen donc tey jii pour wane ni ñoom li ñuy wax gëmuñu ko mais ay lobby ñooy def pression lobby yi def pression nag moo tey population bi war a jóg massivement won président bi du fi dal bu ko dee lobby yooyu dinañ ko gis buñ ko gisee ci la ñuy arrière waaye ku ci toog sa kër yaa leen dool donc ñu ngi tàggoo di sant bu baax Oustaz Ahmed Dame yàlla na la yàlla def nga yàgg fi te wér ndax yow sa yàgg fi suñu intérêt la ak sëñ Mohamed Lamine Dramé di nuyu El Hadj Ndiaye bu 2S ak di balu nag auditeurs yi ci intonation bi waaye tamit dëgg moom nañ ko wax rek jërëjëf El Hadj Adama Mboup mbokk yi yéen ñu doon topp émission seen tour lañ koy ñaanale yàlla moom itam gën koo dëgëral gën koo sàmm gën koo aar gën a leeral xelam ci liggéey bu rëy bi muy liggéey ndax mu man di fi wuutu jullit yi ndax jullit yi kenn ci mënuñoo féete suñu bopp fépp bor bu ne dafa am jullit bu fa war a dem féete fa jullit yi moom bor bi mu féete baax na te li mu fi wax itam lu leer la kon jataay bi ngeen toogoon di topp émission bi yàlla bu mu neen lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla na yàlla xéewal leen ngeen mën koo jëfe njuumte yi moom da ngeen ñaan yàlla mu jégal ñu ko rek doomu aadama juum da ko yomb émission bi nag ku mu rëcc mën nga koo dabu dimanche ci 7 heures ci suba kon maa ngi leen di jox daje ajuma waaye bu leen fàttee ñaanal xale yi nekk ci technique bi di liggéey bu rafet bi ba ngeen kontaan ci émission bi yàlla na yàlla def leen mag ñoom itam te barkeel seen dund asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. Elles viennent toutes les deux de la 2e division. Elles bousculent la hiérarchie dans le championnat de Ligue 1. Elles, ce sont les équipes de Gorée et du Ndiambour. Pour la 10e journée du championnat national élite, l'Union sportive de Gorée 10e accueille le leader Ndiambour de Louga.
Le duel des promus ou le choc des ambitions, c'est l'affiche du week-end que vous propose 2STV, la Ligue sénégalaise de football professionnel et Orange. Gorée Ndiambour, le match est à suivre en direct sur 2STV ce samedi 23 janvier à 18h à Demba Diop. Les Goréens, décidés à refaire le retard, vont-ils parvenir à dompter le solide leader, jaloux de son fauteuil? Réponse ce samedi à Demba Diop. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.